Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to Campe Jambar, where curiosity meets super excitement. I am your host, Honorable Pab Abdullah F.K. Njai. I'm delighted to be back in the studio with the rest of the boys. It's always a privilege to be back here. A massive thanks to our amazing followers, to all our incredible listeners, and to everyone who has been part of this journey so far. Today we are sliding light into another important topic, which is love. As you all know, love is a universal language that touches every aspect of our life, often in ways that we don't even realize. It's way that we persuade passion, show hospitality, show love, and show kindness to family members. And today we want to talk about love in all its aspects, from romantic love, family love, self-love, also from the joy of connection to the strength of community and to everything in between. We all know love is a union of two people built on trust and communication. Right. So before we dive into the conversation, I'll just allow the rest of the team. Today, Nak, I'm not Indian love. I have Lover Boy here and the rising Lover Boy, as well as Mr. 23, who has a decade of experience when it comes to love. So I know it's going to be a very fascinating and quite interactive conversation. Boise, welcome, Father. Yes, thank you, Pap. Jërëjëf. Waaye nag yéen da ngeen war a wax suñ viewers yi. La moo tax ngeen réeroon. Because ñu bari ñu leen doon la te yow ak Omar. Yeah, so dinaa nuyoo suñ paree ma delloo leen ko. Bu ko defee nga wax pare ne ko. Anyway, amul problème. Salaamaaleykum mbooloo mi ñu ñëw seetaan. Di leen nuyu seen tur ak seen santa di leen wax ne dellu si waat neen Campe Jambar comme noonu leen ko xamee rek always su ñëwee dañ dee waxtaane ay topic yoo xam ne comme lu am solo la because ñun moom dëgg bi fu mu laaxoo moom ñun foofu leen dee dem génne ko ñëw isil leen ko so tey nag dinañ waxtaan si love dafa nekk loo xam ne du mu sa xeewi topic boo xam ne la comme anytime nga isi ko rek dafaa nekk something new si yow te neen am something new loolu si jàngee so ma bañ a xuus si biir ma bàyyi suma gars yi ñu nuyu wante bu ko defee ñu dive deep into it inshallah. Thank you very much, Father. Welcome back. That's quite very interesting. And to my far left, I have Ibrahim. Ibrahim, welcome. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Pap namoon neen la nag. maa leen raw. Namoon neen la lool te askan bi xam naa it namoon neen la. maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay. di leen jaajëfal. di nuyu suñu raka bu bees bi. suñ caat bi tey dañ am caat. am caat si Campe bi. Campe bi dañ am caat léegi. caat bi nag ñaata at la am boobu dinañ si wax afta. waaw dinañ si dugg. sutura. waaye maa ngi leen di wax Omar ak Pape welcome back. comme ni ko Moussa waxee namoon nañ leen saa yu nekk ñu laajte leen. waaye Pape ñëwati nga ak topic bu garaaw Pape. waaw xam tey fi nga nar a dugg yi dama si dee sawar mbiri love mbiri relationship bi. suma doole la. non te bëgg naa li nga isee. ki am 10 years of experience. no say nga teg si booram. xale bi ñëw di éeg. di jóg. loo xam ne te loo xamul na Omar a ko nekk di groupe de. Omar a ko nekk di groupe Omar la. Ndoye 23. waaw Omar a ko groupe nag. Thank you very much, waaye xam Ibrahim. naa waxtaan bi dinañ si gën a xuus. Yeah, thanks, Ibrahim. Nice to have you back again. Welcome, Raka. What's your name? Introduce yourself. Man maa ngi tudd Yaya Badji. And I work at Innovarex. Di leen santa di leen gërëm si plateforme boo la ma jox tey. Because it's really a honor to sit here with you. Suma elders yi, suma mentors yi, and the people I always look up to. So ma leen di jaajëfal si plateforme boo la ma jox. And yeah, thank you so much. You're welcome, bro. Thank you very much. Welcome to the Campe. Feel at home. To my far right. naru leen jàmm. Kay say do smell xam nga Omar dañ jaar su lu nekk. So suñu xoolantee rek reetaan mooma dee jàppa. 20 years or 23 years been together, it's a long journey. Right. And I think Omar is a well-experienced somebody when it comes to love, when it comes to relationship. Moo tax ma tuddee ko the experienced bachelor. I swear. yaa ngi roore welcome back. Thank you. Jërëjëf Pape si title bu ma jox neex na ma torop di wax gaay rek ñu doon laajte namoon nañ ñu bot ñun ñoo leen raw you know dama nekk si liif nag Pape moo tax xam nga gaay maa ngi xala loos you know but Campe bi moo ko waral gisoo liif bi jeexul sa bot ñu ne still
duñ mën a toog gaay ak ñu soxla ñu waxtaan ak gaay you know foog ñu ñëw waxtaan ak gaay di wax boy si namoon naa leen tamit you know di wax Pape tey topic buñ dugga am na solo comme lu may wax gaay rek buñ wax ne i bachelors wala i like waxambaane lan lañ xam si affaire yi mbëggeel experience la rek ku nekk li nga dunda nga siyaatee fii nii so knowledge moom ak experience dafa mel ni comme just like su ma ko man definal nit ki dama wax ne benn comme kaas bii nii la yow tey su fekkee ne Pape yow loo dunda si love sa experience yëpp soo ko boolee fees na kaas bi Musa lu dund soo ko boolee fees na plate bii nii paan Yaya lu muy dund moom fees na paan so taxul ne xale la yow yaa ko mag taxul ne nga ëpp ko experience so tey nag xam naa ne dinañ gën a xuus si mbir mi gën a yaatal di la delloowaat man moom su ma la gisee rek I just have that kinetic energy in me bu may eewu may xamee ne tey moom du yomb you know waaw thank you very much Omar for that brilliant add-on comme ni ko gaa waxee rek tey dañoo share stories and perspectives because we all at one point have different ways different experience when it comes to love dama dee wax ne love is always in the heart of the matured mind and today we're going to elaborate more on our experience but fi ñoo dooree waxtaan bi rek I'll start with Musa Musa what is love to you comme soo doon tënk mbëggeel how does it sound to you is it the vibes because love comes in different ways you know is it the vibes is it the connection of uplift is it the moments of caring it is being supportive wala just being present so you don't think of love how does it mean to you okay Simon love is a feeling of care and connection towards someone or something right comme loo xam ne danga ko value danga ko care for danga look after it like and danga ko buggal loo xam ne comme loolu nga buggal sa boppa like for instance like nga am jigéen boo xam ne comme kooku nga nekkal right xam nga most of the time nekku ne comme koo nekkal rek kooku nga nopp nekku ne danga ko nopp some people dañ dee bugg a jigéen for something else so that care dafa nekk comme again nekku ne koo nekkal rek moom nga nopp waaw nekku ne koo nekkal rek danga ko nopp am na so many people ñoo xam ne du ma am na relationship yu bari yoo xam ne dem fa dee nekka maybe ñaari both parties wala kenn si gaay nekku ne moom that partner la nopp but dafa nekk for something else understand so which means ne that care bu mu war a am care boobu du fa nekk understand nga comme that kooku lu mu waroon a miin si moom du fa nekk because of comme nekku ne moom kooku la nopp but imaginal affaire si mu toonoon mu nekk ne this is the person that I love man kii laa bëggal demal suma life because of that feeling mu fa that feeling of care mu fa so that person loo bëggal sa bopp danga ko bëggal kooku noonu suñ ko waroon a jàmm sax dangaa taxaw si kanamam yow kooku noonu mu am jàmm then yow nga gis ko moom mu war a loru understand nga so it is something loo xam ne daal kooku danga ko value bi nga xam ne moom jaral na la everything man loolu laa gisee love be it nit wala mu nekka even sa article sax for example even moto sax sa moto like for example sa moto danga ko love I wanna understand what I'm trying to say because love dafa bari façon it could be family it could be romantic it could be anything so su ma la déggee in short you are giving me a brief about being romantic love in a romantic sense not just romantic dama ko not just brief fu mu nekk nii man dama jéem a elaborate si affaire si soo gisee ma wax ba dugga si moto no but if I'm getting it right you have been specific about romantic love because you are talking about caring for somebody working miles to make sure that satisfaction is absolutely guaranteed your partner being there for your partner but love in general right so family love romantic love self-love is love in general nekkul just comme love romantic love because fu ma saa demee ba waa ba laal moto xam nga ne maa ngi generalize laal naa family okay dama generalize because comme the thing is like mu nekk sa family mu nekk sa comme lover ko xam ne romantic love ngeen seya mu nekk sa article or whatsoever the same definition moo day ñëw right mu nekk loo xam ne danga ko value danga ko bugga daf la jaral lu nekk understand nga so man that's how I define love that's quite interesting I'll come back to you Ibrahim how will you define love for us or what does love mean to you in general being family love being romantic love being self-love which aspect of love would you love to elaborate more on because I know you really love to talk about self-love
Because those are the criteria that suits you better. Or would you love to talk about love in the aspect of romantic? non nañ commencé general love in general. Love in general love dafa broad. comme love tey soo ko bëggee wax bari na aspect yu bari yooyu mën a dugga. but man dama ko tënk rek si general love. mooy bugga su ne bugga nag mun na moo nekk buggi comme ni ko Musa waxee buggi family buggi parent wala buggi siblings wala bugga sa partner wala nga bugga sa alal xam nga so man love dama ko define as bugga ak caring nekkul ne bugga bi rek waaye care bi yëg-yëg bi affection bi feeling boo si dee am loolu mooy love si man nekkul ne comme rek ok man dama love naa kii rek suma partner bi love naa ko rek non it's about bugga bi yëg-yëg bi passion bi effort boo si dee bu mu la dee jaral nga dem extra miles foog naa ne loolu love moo laa tax a def loolu just for example final bi am na ñi nga xam ne dem nañ ba ñu ngi ci doon jooy wala you know it's because of love affection bi la exactly so bugga dafa fort love moo tax su ma gisee ku dee fayoo love dama lay just ne yow bëggeel dafa diis yow dunduloo ko so love daal dafa broad waaye suñ ginee xu si waxtaan bi dinañ jël benn segment on one ban lañoo la thank you very much for that brilliant contribution. Love is broad, love is big, and we will elaborate more as the discussion goes. Raka? Yes, so comme no leen ko waxee rek man I actually believe that love is basically valuing or caring for what you want. Okay, it can be a human being, it can be materials. Okay, dafa depend si yow loo bëgg si nit. Okay, because comme Ibrahima nu ko waxee love is something broad. Okay, dafa family love mu fa romantic love mu fa so it's basically you caring for something or someone. Okay, valuing for the value that you get. It's basically caring for something. If I may ask, how does family love really matters to you? It matters a lot, because sometimes I really do not believe that families or parents or guardians do love like the way they always say it. Okay, and don't go gis sa security. Okay, I'll give you an example where I feel like they claim that love move for, but it's not. Let's say they young and a okay, but they got investments you in la school, but yala works a lot. Okay, more maybe sahale wala saraka or things like that. Okay, the way they value that person and the way they value is totally different. They tend to demoralize your character because you didn't live up to expectations. You don't live up to expectations. Okay, at some point it feels like it's a failed investment. Okay, because you go to school, definitely but sometimes it's about your destiny. Yes, it's about your destiny. So then they Japan feel over. So where is the love that they claiming? Where is the love that they saying mom like negative this okay? So I totally believe that sometimes even some parents they claim that they love us, but at some point you tend to understand that love is an equal investment more for equal. So soon you say when you book they tend to care. Everything goes down. Okay, so yeah, I believe that it exists, but it's rare. It's very rare. Thank you very much. That's quite educative. I think we will come back to that as later into the discussion. Borom kalama all of the borom 20 years of experience, borom love, borom xalaat bu rafet. So ma doon faram fàcceel love si suñ kalama all of pour askan bi ñuy seetaan soo ko doon tënka maanaam naka nga ma koo faram fàccelee. Pape suma xale bi. comme gis ngeen ne maa ngi ko groom. non yaa ngi ko teete. jàmbaar la sax mbir mi teg na ko si yoon. c'est-à-dire rafet. laal na love in general ba xuus. si like how our families love. so loolu dem na ba si biir waxam mun nga laajte ndax ñun suñ families yi do they love genuinely or they love based on expectation or interest. xam nga loolu tamit lu am solo la. te tey moom su ma bëggee xuus moom fu mu daanelee rek. damaa wax ne ok ñun like most of the families we belong to. dañ jël love based on
expectation mbala interest comme ni mu ko waxee yaay taawi kër bi mënuloo provide chat bi yàlla xéewal na ko kooku tey rek maa ngi si moto maa ngi ko discuss ak suma brother like mi ngi jógee Italie mi ngi ñëw you know maa wax ne mu ne ma lii lu ma nekk di am nii Europe rek moo ma ko mun a may mu ne ma semestre yaa bi rek moo ma ko mun a may ñu waxtaan si ba dugg fu xóot mu ne ko moo tax comme like boy Europe jaral na leen lu nekk because of tamit soo fa amut alal sax boo di nga am respect bi because there is a huge expectation. Thank you Pape yow soo nekkee yaa ngi ñëw holidays lu ndaw nga dajale nga ñëw xam nga lii famille bi ku lii damal nga laajte Pape ku lii Pape nga ñëw nga faj bu mu gàcce yi everybody like because of ñun lenn la ñun we tend to believe what we see ñun luñ gis rek ñun Gambien bi ñun loolu lañ jee gëm tey su gisee Pape a ngi sanse Pape a ngi dawal moto Pape a ngi am lii ñu foog ne Pape amut ñaagut àdduna ak lu si biiram even su leen joxut sax boo gis nañ lu ngi mel noonu xam nañ loolu noonu especially comme xam nga Pape man love su ma ko bëggee suma raka bi dafa laal topic bu am solo moo tax suma yaram xala tàngee noonu rek waaye xam naa ne yow di nga ñëw foofu dinañ si ñëw so love in general Pape man su ma ko bëggee wax mooy su fekkee ne man emotional love maa ngi wax si emotional love ndax suma xam-xam fa la gën a màccee because right so man damay wax ne comme like these are involuntary feelings involuntary in the sense comme nekkul feelings yoo xamee ne nekk daal mën na looy mun a contrôle yeah and some people that are weak emotional when it comes to love exactly because of mënuñ ko control te yow Pape yow mun nga gis jigéen yoo xam ne comme dañ la dee ne suñu amee like issues with their boyfriends mbala suñu amee heartbreak dañoo toog di jooy yow loolu da ngaa wax ne kii xanaa dafa am problème and it even happens to góor yi tamit am na góor yi day jooy when they tend to have heartbreak or experience anything when it comes to love you see it from their face te yow loolu fekku la si yow kii bii jeex na yaa ngi move on xooli arab la bii jeex na rek yaa ngi move on no dama feel ne people cry differently I agree waaw nangu naa tamit am na ñu lay jooy mën ngaa toog dem jàpp sa side cool wala nga dem taay puun bët mandi waaw but people that's you cry loolu nangu naa so keneen dafa génne rongo fu mu waxee tamit foofu tamit nangu naa ko ku nekk tamit yaa ngi ut sa escape zone rek lan moo la yow fan nga gën a mun a feel comfortable rek pour nga mun a relax amaat sa bopp mun a ñëwaat you know so Pape man daal man love in general man noonu laa ko waxee comme parental love at times ñun suñ dëkk bi fii nii Pape duma wax ne comme like man dama wax ne it's bias the way our parents love is dafa bias you know and I think at some point also si family we tend to jeopardize the relationship simply because some parents or even ñu ni neen then they tend to like separate comme kii ok moo nekk di contribute to the family moo nekk di faj buumi gàcce yi nga isolate keneen ki at some point so dafa feel na ok man I'm not even part of the family because they're not showing me love because one way or the other I'm not contributing towards the development of Thank you very much, Omar, for that brilliant contribution. Biasness in families, we tend to demoralize people's character because they are not contributing. Ibrahim, bukan na nga duga si foofu noonu. waaw gis nga with family bi comme lu gaay wax ànd naa si bu baax. family dañ dee mostly prioritize ki nga xamante ne moo di indi but the contrary itam daf dee am dangaa gis dama caati baalal nag waaye mostly caati yi nga xam ne dañ yaafu sax nga defu dara ñooñu mairie dañ leen fa dee nekkal de. waaye caati dañ bëri sa dëkk bi de bàyyi sa xel de. moo tax may wax nag waaye caat yi nga xam ne ñu ngi fas jom ñu ngi fi. dangaa gis caat yoo xam ne la nga ñëw liggéey mairie dañoo impose seen brode yi ne da ngeen war a defaraat seen raka da ngeen ko war a toppatoo da ngeen ko war a lifee te fekkee xëy na ñoom invest nañ lu bari si moom def nañ lu bari si moom ba gisuñ njëriñ bu moo def parewul pour liggéey because mu ngi toog yaakaar ne ok suma mag yi ñu ngi fa dañ maa jox xam nga love bi tamit when it comes to finance mu ngi fa but tamit parents yi am dañ am seen favorite xam nga understand dañ am seen favorite kii am na amul kii mooy seen favorite moo tax boobu du ma si dugga nag jigéen dañ day wax ne xool benn nit rek la dee bugga waaye ñun we have a different perspective though waaw waaye da ngaa gis ne boobu tamit daf dee mun a am parents yi dañ dee xool kii mooy seen favorite and then most of the time nag parents yi kun dee def as favorite du dee nekk jàmbaar in most cases because benn du la wax dëgga yow loo bugga rek loolu la ñoo def
xam nga da understand nga lu la neex rek si la ñoo dox dañ lay so yàq seen façon favorite love one. boobu noonu du dee dimbale doom bi waa exact yeah. xam nga foofu yëpp still ñu ngi si bias bi still Waay- foofu parent bi dafa bias exactly ndax nekkul di wax doom bi lu war right Ibrahima lu ma wax ni lu am la nit yaa ngi ko dunda right but foofu still comme lu ma delluwaat parents yi ñeneen ñi dañ bias bi nekkul ne ñu jël la beddi la bias bi dinañ fa nekk di la gëm loolu lu munta nekk right di la spoil for no reason yaaxala right loolu noonu yëpp tamit parents yi tamit you know mooy loolu façon love boobu moom du dee façon love boobu noonu moom yee doxut But also, I believe reason bu tax loolu because society has already told us that taw bi moo nekk borom kër gi. tey guardian situation fa nekkutee. fii lañ ko fekk So always xale bi moom dafa nekk xale seen kanam always caat bi dafa gën a even sax su demee ba am 20-30 years sax ba léegi dañ ko xoolee xale bi ba léegi dañ ko xoolee caat bi because moom moo nekk last Waay- born waay- waay tamit waaye they believe that moom dañ koo pet. waaye nekka caat tamit nekka laas doom bi tamit fooguma ne war na moo tax ba nga yaafus ñaaka jom wala comme nga ñaaka how to call it pas-pas is it pas-pas pas la pas yeah exactly because Positive. ni ku nekk tamit being part of the family or being the head fii ku nekk ak sa own yoon la at some point you have to be the architect of your own destiny you have to believe in yourself believe in your criteria and credentials yenn doom yi sax whether their parents show love or not ñoom they always work towards achieving their goals and I think loolu tamit is a big concern waaye dinañ dugaat si loolu yeah so comme man lu ma gis comme xam nga dañ dee wane hard times create strong men easy times create weak men right so come again hard times create strong men easy times create weak men understand tey daf dee proverbe non dafa baax so daf xam dee nga proverbe bindakat la xam nga lu ma bàyyeel comme most of the time foo dee gis façon caat yooyu noonu daf dee fekk ne am na kenn ku nekk si kaw maybe comme taaw bi kooku mu ngi leen a defaral comme den am too much privilege understand nga den leen dee defaral lu gaay bëgg a yóbbu ne la school bu baax lu gaay soxla lu gaay joxe ñu dog and all that understand nga so moom daf dee dem ba feel ne because loolu is easy times so moom at the end of the day dafa weak because moo xamul the hardship of life understand nga moom dafa feel ne comme lu ma bëgg rek dama ko am so dafa dem ba tollu certain age boo xam ne instead of mu jóg dem ñefe comme koo xam ne mi ngi jógee woon si less privileged family koo xam ne kooku dafa teel a gis hardship mi ngi yàggoon a ñefe depuis time xale mais bi jaay ndox ak yooyu noonu pour survive moom amul loolu noonu yëpp moom balaa moo réalise fekk liit na so time bu moo jóg pour def yaramam du ko may parce que nit ki loo miina sa yaram loolu mooy continuer so that time moom su jógee pour def du ko mun so foofu la moo jéem a testi la faa bugg a am so foofu la moo nekk ku yaafus eta dugga si mbir yoo xam ne yooyu ñoo ko jox xaalis easy te du nekk the right way because right way du mos a yomba so comme man I think yeah noonu laa ko gisee daal. Yeah. Thank you very much, Omar. Bëggoon naa laa laaj something very important as far as this topic is concerned because tey duñ mën a tënk waxtaan bi wax si wàllum love te duñ laal lool te society ñu ngi ko dundal ñu ngi ko live by does true love exist the reason why I'm asking is because gis nañ nit yu bëri at some point they experience so many things ranging from several heartbreaks guy dem ba si yàgga they sit down figure out themselves before giving love a second chance eventually they lose interest in love because of what they experience the heartbreaks the disappointment the trauma xam nga the psychological distress you name them yow do you believe that true love exists man Omar gëmuma ko real waxuma ne na amut waaye man bilifuma ko you don't believe that true love exists no reason thank you because Pape man dama gëm ne relationship like romantic love boo gis am na interest bu ko laal is either interest bi dañ ko fosal si njëlbeen mbala dañ ko nëbba right so interest bi nag ndax mbëggeel bu nekk interest dafa dee nekk from both parties muy góor bi dina follow interest am si yow mooy gis na la bëgg na am ak yow doom loolu interest la gis na la waaye still na true love mun na faa nekk xaaral ma ñëw gis na la nanguma Omar waaw xaaral ma daane la gis na la Omar clair ma fii bala maa jaala daane kii dafa laajte does true love exist ma ne ko man gëmuma ko gëmuloo ko is it yow boo nekk di defa relationship
love true love romantic in love nga general. nekk di refer romantic laa nekk di wax. romantic nekku general love. non romantic laa nekk. romantic love nga nekk yow. romantic laa nekk di wax. so why general love exist na. like general love. general love exists. true love. like general love. true love. su ma ko bëggee generalize in general exist na. exist No, na. but true love doesn't have to be general or whatsoever. Those true love exist. If you want to talk about it in a romantic aspect, okay. we understand. specify If you want to do so with friendship love, those true love exist in friendship. Mun nga ko categorize. But I'm asking you, okay, can you generally. in a romantic aspect? okay. thank you Those su true love fekkee ne exist. dama ko bëgg a generalize in general aspect. damaa wax ne am na. ndax ku njëkk a bëgg a mooy yàlla suñu borom. Omar, I still believe in a romantic relationship Waaw, or yow- romantic love. yow mën nga koo gëm. yow ñeme ngaa ñàkk a gëm yow. I believe. yow mën nga koo gëm. xaaral Omar ñëw xaaral ma ñëw xaaral ma xaaral Omar ñëw, ñëw xaaral ma xaaral Omar ñëw ñëw. yow mën nga koo gëm. Waaw. mën nga gëm ne romantic love. true romantic love am na. waaye man Omar man ma ne gëmuma ko. am nga si droit. man ma ne gëmuma ko. because of Pape dama gis romantic love bu nekk am na hidden interest. But the interest doesn't mean that it's not real or it's not xaaral true. ma ñëw man tam foofu am naa fa question la. May la ko mu xaaral ma daane ñëw. daanale may ko mu daane. Pape xaaral ma ñëw. am na hidden agenda daal. am na hidden agenda bu fa nekk. Comme there's a reason behind lu ko lal. yeah Okay. te man Pape man dama jàpp ne man tey su ma la buggee Pape. Pape like dama la bugga comme suma bopp. ndax yow Pape mun nga ma bugga to an extent ne yow dee su taxawoon di nga ma deyal bugguma ñu wax ko verbally nii rek bon nga miin ko deep down. Na est-ce que loolu ne dina ko miin tamit. ex- Buga ba deyal borom tamit Omar loolu day na waar. xaaral rek Pape xaaral man foofu laa nekk di waxee Pape yow tey sa broda wala man suma broda mun nañ nekk di seen family yàlla tere yàlla bu mu am ma am kidney failure ma bugg a transplant du ma donné te mun na nekk di right donor ba du ko def But some people are still doing it. dama laa nekk di la wax ñeneen ñi ñu ngi koy def ñeneen ñu ngi koy def dégg def boobu ban love la. non xaaral léegi def boobu noonu mun nga koo def ngir ok you wanna do it to save a life Then that the love is true. loolu laa la waaye man romantique lañ nekk doon that's not romantic. ba partners. Okay. Now listen. Let me. Man, su fekkee Okay, ne I see your point. You're telling us now, like, even if the relationship is real, there's a hidden agenda. Hidden agenda always. But then I have seen people who built relationship fought with love, respect, communication, trust over a decade, and it's real. And still now they are living it over 40 years. Pape xam nga man nan laa mënta nangu. mu ngi fees it àdduna bi. déedéet Pape bugguma nga maa film. Pape The little film, Omar, I'm telling you. bugguma nga maa fiction bala ñee sëy. non man xam nga lan laa mënta nangu. Okay. comme tey yow mënuloo dara rek nga jàpp ne loolu keneen mënu ko. xam nga moo tax ma ne man gëmuma ne amul man gëmuma ko. Okay, man Omar Omar man has gëmuma ne am all the right so to which say. means yow mënuloo joxe true love yow. non man gëmuma ko. gëmuma ne mun na nekk. I agree with Omar. man gëmuma ne mun na nekk gëmuma ko. Let me come. Do you believe in true love? Does true love exist? I believe that true love exists, but when it comes to relationships, like romantic relationships, I believe there is more to that relationship than just true love. Because when it comes to that aspect, I believe that love is basically when you're physically or emotionally attracted to someone. It comes to relationship. But that can still be true. But what I'm You can saying be is, emotionally attached to someone when it's real in you. when it's real in you, but at some point, What I don't want, what I can't understand is being emotionally attached to someone, physically attached. There are relationships and love that are truly existing. you are never unstable when it comes to emotions. But that doesn't change the fact that it's true. No. Pape déglu suma élève bi rek. Okay, Daniel, I think this is a very important topic. Go ahead. Because man, I believe lu tënk a relationship. Si jigéen mooy kindness. Man, I always tell people tey soo demee bi di dugg si relation wala soo demee bi di sëy. Ok takkal jigéen bu la yërëm. Because that woman will find 1,010 reasons to be with you forever. Okay, not love. Nit yi dañu jàpp love lu rëy, but there is more to love. There is more to relationships than just love. Like I said, it's basically when you're emotionally or physically attracted to someone. At some point, loolu yëpp dafa dem. Tey sa jabar na dem màgget. Okay, physical attraction bi nekkul fa. Emotional attraction bi du fa nekk because at some point you'll be emotionally unstable, especially when it comes to hardships and things like that.
ok léegi la moo fa stay si relationship bi mooy interest bi ngeen am si yéen ñaar mooy su nekkee jigéen bi daf la yërëm dama loxo wait understand loyalty. let me come may ma Pape ñaan naa la affaire ngor moom gars yi amatuñ def maa rica ngor moom dama ñaan bu ko Pape def maa rica maa la ko gars yi ñaan ngor moom amatuñ ko de I think def maa rica amatuñ ngor de waaw am na mais dafa rare rek dafa rare. ngor moom bu ko tudd waaye ñu déglu wante I think this conversation is going to be a very long conversation waaye affaire ngor because kii lu ma wax I understand nga ne at some point things fade away Yes. as you age but then what if the base foundation was based on true love at the initial stage even if all that you said fade away the love is still there Ibrahima waaw léegi man waaw dëgg la love is just a waaw feeling tegal sa baaraam foofu Ibrahima dugal si Pape lu nga wax dëgg bu wér la thank you very much love bi mooy foundation bi da nga koy bàyyi mu daaneel man leena laa bëgg ñu nangu leena laa bëgg ñu nangu luñ bëggal suñu bopp ñun góor thank you very dañ ko much nangul jigéen thank you very ñun much tey ñu ngi wax ne jigéen taaram dafa fiidewu jigéen bañu leen ko dara may ma rek dañoo wax ne jigéen soo ko takkee mu nekk xale waaw su magee taar bi dafaa dem su amee doom su nampalee ween bi dina wàcca wrinkles dina ñëw xëy na ñun bu ñoo takka xale buñ takka image buñ gisoon ba bugga ko ñun loolu dafaa féedawee right bo da ngeen dee xalaat ñoom tamit ñoom naka lañ ñu gisee woon ñun tamit dafaa féedawee the strongness the physical appearance exactly yow góor bu màgget rek sa Waaw. kanam bi wrinkle sa sikkin yi bëri ñoom ñu muñ loolu noonu lu tax ñun tam duñ mën a muñ kay suñu magee ñoom si kenn da leen di daaneel kon xam nga loolu non si kenn non da non leen di non daaneel non non si kenn so da leen di daaneel gars yi foofu loof rek moo la faa téye bàyyi I loof don't think so Ah, I okay. don't think so bàyyi loof bàyyi loof loof moo la nga fa maire yi paay dundee loof kan maire yi paay loolu dañ xam loolu lu ko la wax loolu amut loof ba am nga foo dee Omar, toll loyalty Omar, moo la hey. koy téye booy. let me parce que mbëggeel bi dafa dee nekk. Okay, wait. loyalty dafa war a start okay ñëwal déedéet xaaral balaa Ibrahima has a Loyalty ak love very he made loolu mention si beginning bi la he made mention of a very important point if you build love based on strong feelings from the first day that you met your partner because gis nañ ko fi Omar fii suñ maam yi nga ne film la waaye du film de man gis naa fi paa yee mère yoo xam ne ni 40 years of marriage waaye wallahi boy su doon the foundation is not love if you were comme noo ko mentionné it's about beauty it's about appearance it's about interest at some point doo dee gis loolu dëgg la ñeneen ñi dañ dee toog si seen néegi sëy not just because of love because of seen njaboot yi because bañ na noo tas ñëpp xamal leen waaye that doesn't still change the narrative that true love exists exactly suñ maam yi digga lañ doon def and it's still happening non digga lañ doon def suñ maam yi suñ bàyyi lañ doon dama am benn question benn question. Moussa Pape dama bëgg nga xam ne waaw ñun suñu maam yi waaw ñu doon sëyee ak ñun suñu génération bi ça fait diamétralement opposé nekkul benn Pape xaaral ma ñëw rek nekkul benn gis nga Pape ñun suñu maam yi foofu nit suñu la mee xanaa nga dee waaye dofoo sax nga naan da sa jëkkër daf laa nii nga ne da ngaa ñëw because ñooñu i kàddu lañ doon doxee i coach yow su fekkoon ne yow sa suñu maam yi nga nekk ñooñu seen papa yi ñoo leen doon dem takkal jabar te seen papa yi fu ñu dem takkal jabar dañ ko dee xam right yow xalaatoo nga ne da ngay ak loo mere jigéen bi xalaatoo ne da nga koy may baat wala kooku naan toog naan dafaa dem dafa sonn tey ñun Pape suñu génération bii Pape suñu génération bii nii Pape suñu génération bii muy góor bi muy jigéen bi képp ku si dem ba dugg si néegi sëy intérêt am moo ko fa dugal waaw intérêt am moo ko fa dugal intérêt boobu noonu wane na ko wala wanewu ko mi ngi si biir nekkul something genuine it true love romantic love true example of interest boobu dama bëgg a xam lan ngaa day wax like there's an agenda si love relationship bu nekk thank you jërëjëf Ibrahima yow tey nga gis jigéen right yow tey yow xam nga man xam naa yow ban façon jigéen nga bugg a taka non xam naa ok maa ngi déglu xamante nañ waaye tamit Omar xaaral ma ñëw rek mu daane xaaral ma ñëw Ibrahima mi ngi nii am na jigéen yu ko bëri ñu ko approche pour mu like ñooñu pare nañ sëy waaye moos lu la jëlul leen because du loolu la like. like boobu du interest ndax like boobu du interest bro maa ngi gis whatsoever Right. my Like one more interest. thing baalal ma there's a question it's a big question because dañ dee gisa
góor amuloo dara ok jigéen mu ñëw mu nekk ak yow mu laa defaral loolu ñu ne true love la ok true love la ngeen dem ngeen sëy soo leen sëy 1 year 2 years 3 years nekku di gis changes nekkuloo di maybe yaa ngi góorgóorlu sa bot yàlla warsagalu la moom mu commencé di change ko so I think ne jigéen yi comme sometimes dafa am dara leneen lu gars yi di expect exactly. relationship bi Okay. other than just living because That Omar, lolo is happening. But Exactly. if that woman was doing so for the sake of love, pure love, mu ngi ko def wholeheartedly. Because kooku du musa change. du musa change. moo tax You don't change overnight. moo tax ñu ne pour gis ko Xam nga lu tax yow man xam naa ne am na waaye Nema, xam nga kooku she was doing Man gëmuma. expecting something in return in the near future. She was not doing wholeheartedly. Exactly. She was investing Thank you to very regain something in the future. No, That's just it. wait. That's Just wait. That's the interest. Just wait. That's the interest. waaye dafa reyaa Okay, moom lu okay, ma ñu- laaj léegi ñu- nii ñu mu may ne leen. comme gis naa ñu bëri waaye tànnuma leen xam nga lu tax tànnuma leen su ma diiree dafa am sarta yu ma tegal criteria si ma war a xool buñ ko si amul ñëpp xam nga hey rek la xam nga ay yow ñëpp dañ ko pass Okay. su fekkoon ne checklist la déedéet ñëpp pass nañ exam bi nañu waxante dëgg xamante But that's it. Omar. Pap, man, I Omar, think all that happened. interest baa ngi because nii. of yow dunduloo true love doesn't mean a true love exist man waxuma ne existe dama ne Okay. gëmuma ko déedéet But then, waaye lu am la let's waaw man na tam ku ne gëmu ko nag man dama ne gëmuma ne lu am na yow soo ne gëmee ne lu am na baax na waaye man gëmuma ne lu am la léegi yow tey soo amee yow man dama gëm ne man Ibrahima man dama gëm ne gis nga lu ne wax it true friendship yii nii si nii nii non loolu am la man dund naa ko nag true friendship dëgg if you No, okay, no. true friendship, you are Sarah contradicting. Steinbrenner, Let me tell you one thing. If you say true friendship is happening and it's real, then there's true love. Key Mune, he doesn't believe it in a romantic aspect. You believe it in a friendship way. Man, I believe there is true love. man tam gëm naa ko waaye dafa reyaa Because there are people, I've seen people that I know wholeheartedly love their partners, irrespective of whatever their status is. There are people who are walking miles to make sure that satisfaction is absolutely guaranteed to their partners, and it's real. That's respect. That's patience. That's love. That's discipline. That's love. kon loolu mooy love Okay. That's love. no yeah Loolu mooy love. man am na waaye dafa reyaa doo ko dee gaaw gis man that's what I'm saying If you get married to somebody because of some of the criteria that you mentioned and what he said about investing, then the base foundation was not based on love. It was an interest that you were investing on the partner to regain something in future. Exactly. He said, if you invest in your partner along the journey 2-3 years, nekuloo di gis the benefits nga door di change ko ndax kooku lu mu doon def mu ngi ko doon def wholeheartedly. léegi Moussa même ma laaj Pape même ma laaj That was never love. Pape même ma laaj Pape That léegi was never love. même ma laaj Pape yow tey Waaw boo doon takka sa jabar waaw ah waaw. well du ma la Ask, jox just exemple ask. non. Come. Moussa Do you know? Ask me. Do you know why? non Pape Ask me. xaaral ma ñëw du Do ma you la know jox why? exemple Do you know why? non Ask me. Xam nga lu tax? lu ma la Xam nga lu tax? Xam nga lu tax? Xam nga lu tax? I want you to take me as an example. Léegi baa ma jël Do you know exemple. why? Baa ma jël Do you know exemple. why? Léegi xam- Because if it is right Waaw. or if it is wrong, su dee suma belief la or concept, I will tell you the hard fact. léegi Go ahead. Pape Waaw. yow sa jabar boo ko doon takk Waaw. yow lan moo nekk sa response Suma motive. non yow lan mooy sa wareef si sa jabar Suma wareef in what sense? sa wareef xam nga wareef loo war a def sa responsibility sa responsibility towards her lan la maa ngi koo def. Mooy? toppatoo ko. Waaw. dëkkal ko. Waaw. dundal ko. Waaw. yore ko. léegi xaaral wax na ko Waaw. léegi lu tax Pape du ma la jël exemple bu ko ma la jël Ask me. Do you know why? léegi xaaral amoo Déedéet. jabar Déedéet laajte ma. Moussa léegi dama koy jël Moussa ok, Moussa dama gis la nga si ñun ma tey ñun góor yi ok ak jigéen ñi ñun tey suñu jamono bu ñu nekk nii laa wax de fii képp ku fiy dem di takka jabaram mbala di sëy ak góor bëgg nga takk koo xamee ne mbala sëy ak koo xam ne mi ngi si dara right xaaral ma ñëw tey ñun góor yi takkatuñ jigéen boo xamee ne defu dara waaw most of us xaaral ma ñëw rek dëgg most of us 95% of us takkatuñ jigéen boo xamee ne dafa toog si kër gi deful dara waaw loolu dëgg la because of lan du la mun a jàppale loolu la ñu du la mun a jàppale si biir Pape xaaral ma ñëw rek Pape xaaral ma ñëw moo jamono bi foofu la toll because foofu laa nekk di wax interest bi waaw jamono nga ko xaaral ma ñëw may na ko mu daane ñu déglu reality non jamono bu nekk loolu mooy reality bi moo waral loolu gën a loolu bari mooy reality bi dëgg la
Amar yow most of us bi nga wax yow os boobu nga bokk yow. góor yi la So, xanaa déggoo man ma ne xanaa déggoo waaw li ñu ma la wax. dégluwante ñu dégluwante may ko mu daaneel may ko mu daaneel loolu su fekk moo tax Pape ma la jóg lan mooy sa wareef because of góor yow tey su nekkee ne ñun suñ diine bi ñun suñ diine bu ñu nekk moos sa jabar soo ko tegee yaa ko war a loolu yëpp yaa ko war yow xaaroo dara si moom warul amul dara lu mu la war a defal gis nga amul benn financial assistant bu mu la war a xanaa mu neex ko Omar xaaral ma laajte la daanalal ba pare ma laajte la mbaras Amos xam nga ne yaa ma Mbaras tëggi. Amos di nga am jigéen boo xam ne moos yàlla dimbalewul ko muy am salari waaye moos leer na la leer yàlla kii sëykat la dégg nga ñun suñu maas yi duñ ko takka góor yi duñ ko takka nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg non dama bëggoon Moussa dama bëggoon ñu waxante dëgg Moussa waaw léegi ñu bëri waxuma ne yow doo ko takka xaaral ma ñëw waa dëgg la waxuma ne doo ko takka soo gisee ma ne ñun majority mooy ñun te duñ ko def mooy réalité I just want you to understand one thing nañ ko waxte xaaral balaa waa même tegal sa baaraam because of lan yaa ngi jàpp ne kooku Moussa cash bi su jeexee in your absence du ko mun a jënd dafa Omar kool Omar góor bu yaa fuus rek Omar xaaral ma explain la xanaa léegi da xanaa léegi gisati waaw ñu déglu woon yaa suul fuus si jamono bu ñu nekk nii góor hello yaa fuus di hello hello góor yoo xam ne ñu ngi scam jigéen ñi pour ñu takkalee waa aja ñu waxante dëgg booy waa ñu góor déglu dañu ñu yaa déglu fuus Omar góor dañu yaa fuus mu def turu loof waa ñu déglu turu jigéen ñi moos jigéen ñi ñu ngi liggéey góor pour ñu takkaleen alors dégg nga waa ñu jigéen ñi ngi scam góor pour ñu takkaleen waa dégg nga waa Oms xaaral ma ñëw ñu ngi ko scam pour ñu takkaleen moos ñaata jigéen nga fi xam ñu see góor leer na leer yàlla kii nabu ko waaw bëri na loolu yëpp bañuñ ko xaaral ma ñëw rek loolu ndax yëpp loolu bañuñ interest ana loof waaw dégg ana nga turu loof foo loof ne ko fa okay I want you to understand one thing su ma yaram a ngi tàng I waay want you to understand one thing gaay sooy takka jigéen think about the comfort of your children that's one secondly whether takka nga jigéen whether she is working or not whether it's responsible or not it is your responsibility as a man pour nga take care of that person so contribute in the house she is just supporting nangu nga ndax nanguloo bu baax yow di nga takka tey jabar waaw nga xam ne kii maa ko war a yor waaw nga koo xaar si passeport bu moo jënd léegi xaaral ma ñëw xaaral rek ma ñëw xaaral ma ñëw xaaral rek ma lay laajte Moussa nga ñeme nga naa wax koo waat xam nga da nga Moussa ñeme tàngal naa koo waat Moussa ñun góor lañ Omar nit du nax boppam Omar wax nga lii même ma daaneel Pape Moussa mooy ren waaye am suñu laa wax lu nekk di xapaa Pape waaw xaaral ma expliqué loolu moo war a am waaye loolu nekkul di am man thank you nekkul di am Pape nañ waxante dëgg waaw Pape xaaral rek ñun ma góor lañ daaneel Moussa ñun ñoo nekk si société waaw déglu rek am nañ luy xew si dëkk bi lañ dëkk waaw déglu am nañ lu fi xew Moussa waaw am nañ lu fi Pape xaaral ma du ñëw nangu ma daaneel mukk am nañ waaw lu fi guuxal xew na Moussa guuxal na Pape suñ ko tegaloon ñaari jigéen waaw kuy liggéey waaw ak ku dul liggéey Pape takk si kenn kuy liggéey la takk. mu taka. non dafa dañ waxante dëgg xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw dëgg Omar soo seetlee suñ population bi wallahi housewife yi ñoo ëpp ñu nekk di liggéey there are a lot of young ladies ñoo xam ne ni ñu ngi toog si kër yi nekkuñ di liggéey te ñu ngi sëy te yàlla tax te Pape ma yokk si dara. if I'm telling you categorically non Omar sa time. I'm telling no I'm telling you categorically as a man you shouldn't possess the concept or the perspective that my wife should contribute as a responsible man laa la wax moo tax ma ne góor bu your baax desire understand. your desire Waaw. should be I should provide Dëgg la. man suma jabar su amee $10 million si Waaw. account am Waaw. na ko fa denc ndax loolu moo lay man ndax loolu moo lay dama laa waxaat rek xaaral ma daaneel xaaral ma daaneel understand naa ko 110%. it's my responsibility pour ma joxe dépasse I it's agree. my responsibility pour ma jënd passeport it's my responsibility if she wants to support waaye fine loolu Pape nekkul di xapun non Pape loolu dëgg la waaye gis nga jamono buñ toll nii moo tax góor yu bari di dee def loolu noonu di dee ut góor jigéen boo xam ne at least mi ngi job wala mi ngi financial stable tuuti mu jàppale leen si Loolu moom nañ waxante dëgg. It's not bad. non ñoo ko wax mooy It's lu not right. bad. Loolu right. Loolu wax loolu moo Loolu nekk di happen, Pape. Pape comme nu ma la ko waxee jamono buñ toll nii moo nekk di forcer góor yu bari ñu def loolu Ak jigéen ñi sax. imaginal exemple jigéen ñi si boppam imaginal la nga war a toppatoo sa bopp toppatoo sa jabar toppatoo sa ay njaboot ay yu noonu imaginal dee boo demee ba things war a demee lef si sa boor kan moo la faa taxawal sa jabar du la fa taxawal What I- góor yu bari dañ dee consider all those what things. I cannot understand is why do you have to get married to someone expecting your partner to contribute is that the primary target of you getting non dëgg married? dëgg loolu nekkul That's not the primary waaye target. jamono buñ toll nii Pape xam nga Moussa même ma ñëw Omar yow même. si true love bu ñu dee wax moo tax man la always daf dee am hidden agenda boo xam ne nit du ko dee Moussa wax Góor daal wala loo takka jabar yi naan sa jabar di la defal. loolu hidden agenda la Mais Ibrahima ma dugal xaaral sa yaram a ngi tàng mais Moussa ma góor muy góor muy jigéen di nga bragloo Pape ana sa jabar Pape sa jabar mooy minister of health Pape dafa bragloo loolu
ñu laajte sa jabar kan mooy sa jëkkër mooy upcoming president ndax loolu mooy sëy xaaral ma ñëw rek ndax loolu mooy sëy xaaral ma ñëw Pape ndax loolu mooy loof xaaral ma ñëw waa déglu leen Moussa may ma daana rek su ma waxee du ma waxaat may leen ma ko yow laay déglu rek one minute one minute su ma waxee non one one minute minute ndaw de su one ma waxee minute du ma non waxaat daane la dama bëgg a dugal si sax one minute Pape moo tax ma ne la Pape dama bëgg ñu understand gis nga yow la wax nangu naa góor bu nekk noonu nga war a demee but suñu société bi nu mu mel góor yi nekkee wuñ ñu defee noonu moo tax ma ne si true love bi lañ nekk ndax gëm naa ko still man maa ngi la gëmuma ko because of reasons yi ne xaaral ma ñëw rek because of man gis naa ko amaguma jabar but gis naa ñu sëy gis naa dund naa relationship in love yooyu noonu one or two things gis naa ñoo xam ne seen biir néegi sëy nu ñu fa nekk di dundee right through that Moussa man ma ne man gëmuma ne true love am na because of always daf day am hidden agenda bu fa di nekk boo xamee ne góor bi du ko musa jigéen bi jigéen bi du ko musa góor bi ku nekk xaaral ma ñëw rek Pape ku nekk moos yow loolu da nga ko dee toogee sa biir wax nga ko fi nit di ngeen nekka si relationship bi mu ngi ne ngeen dem ba sëy after years nga commencé gis naka su doon noonu expectation lu doon séntu nekku fa mu ne you know what xaaral balaa Moussa mii daal man Moussa ma ko doon foogee nekku fa su fekkoon ne Moussa love boobu noonu comme ñoom ni ñu ko définir kooku loolu la fa di nekk kooku Moussa everyday yow lay gis Moussa boobu noonu lay that you have a point it might be happening waaye góor dëgga dama gëm ne am na góor dëgga daane la góor dëgga góor bu responsible góor bu am jom góor bu ñeme naka laa ko faram-fàccee góor bu xam responsabilité du xaar jabaram si dara muy dëgg xaaral ma daana xaaral da ngeen xam nga wax ngeen ba pare wax ngeen ba pare if I'm going to get married to someone xaaral rek if I'm going to get married to my partner man fu ma koo xaaree du si def I'm getting married because I want to elevate and grow with her mu toppatool ma suma njaboot toppatoo ma waaye du def Omar lu ma wax it's happening why if that's the purpose of a man getting married to a woman who is financially stable or who is working then boy what was the initiative behind you getting married to somebody were you getting married expecting pour moom mu contribute xanaa yow da nga ragal sa responsibility góor bu yaafus rek dugal ko yow may ma tuuti Omar tàngal moo tax ma ne góor bu yaafus rek déedéet bul ñëwaat fii de moo dee xalaatee noonu gis nga man lan laa guma waaw aja ñëwaat waaw góor sa alal mu neex la mu naxari la sa jabar moo ko moom waaw sa jabar alalam moom moo ko moom loolu moo war loolu la islam wax loolu la war a demee te loolu la war a demee waaw so góor bi nga xam ne da ngaa xalaat ne ok man dama war a indi because of ñi nga toppa wes bi léegi waaw da ngaa indi 50 kii indi 50 loolu góor bu yaafus mooy xalaat yow lu gën a ñàkk a fayda sax nga nekk si kër góor mais ma gis nga ni nga waxee ne am na góor yi nga xam ne ñu ngi ut jigéen yu am xaalis jigéen bu am xaalis am na góor yi nga xam ne ñu ngi daw jigéen yu am xaalis you know why because man gis naa jabar bu ëppale jëkkër wan ko daf la ko wan ñaata kër fii jigéen naa nekk di ruul kër man laa gis loolu may takka jabar boo xam ne am na jigéen yoo xam ne may leen Omar Omar yaa ngi Baara Mbay baxata Baara Mbay am na jigéen yoo xam ne nii wallahi they are very supportive towards their husband they go to the market they sell they come and contribute they are supporting in terms of school fees books su jeexee lunch xam nga xale bi lu mu ne duñ ko dee wax seen papa sax when they have it they do it because they are doing it for their family but loolu is not compulsory pour man she's doing it she's supporting you but that's not how role in the family da nga ko taka pour toppatoo ko soo amul mun na laa support waaye xam naa waxtaan boobu du jeex dinañ si dugaat te foofu noonu loof mooy tax loof mooy tax jigéen bi di dem that extra mile love su fa nekk waa léegi déglu góor man dama lu ma gëm mooy am muy góor muy jigéen soo takka jabar soo waree am agenda bi dafa war a nekk pour jaamu si yàlla loolu moo war a nekk sa agenda number one last number boobu loolu rek la war a nekk léegi su fekkee ne yow jigéen bi yow yaa ngi defaral sa jëkkër loolu jigéen bi ku bugg a jëkkëram rek mooy def ñaata jigéen ñoo am alal seen jëkkër nekkul du ko jot ñu ngi ko denca ñaata góor ñoo am alal nekkul di si def lu ñoo defaral mbedd ba defaruñ ko seen jabar yi so suñ see investi seen jabar yi wala seen jëkkër yi loolu true love la Omar loolu dafa musa ñàkk ñu bàyyee ñu seetaan ñu time daf ñoo xoj Omar dina suñu man dama ànd ak Omar si benn waaw ba ko mu daaneel ñu dugal si beneen am nga comme la mu nekk issue bi right now yéen a ngi wax loo xam ne loolu leen war a dundee loolu leen war a def right ñun nangu neen loolu but
the thing is Omar lu mu nekk di wax moo nekk di realities lu nekk di happen den war a nangu loolu noonu ndax Omar lu mu nekk di wax nii nekk di happen mi ngi happen te dafa la nekk bari te loo nekk di wax jigéen yoo xam ne ñi ngi eewu suba di dem di jaay si marché bi di ñëw di toppatoo seen doom xanaa jigéen boobu nekkul ko xam ne mi ngay jàppale jëkkëram financial yi nekkul di jàppale jëkkëram góor boobu noonu fa nga ne dina bëgg koo xam ne kooku du dem marché du dem fenn moom eewu suba my question is why do you have to get married to somebody expecting something from her? non dëgg loolu warut islam sax suñu dina sax dagal nañu ko waaye xam nga di ting but if I'm going to get married to jamono you buñ toll sorry baala ma jamono buñ toll nii baalale ma jamono buñ toll nii dafa métti boo xam ne comme doo dee bëgg a takka jigéen boo xam ne comme kooku nu dafa nekk 100% dependent si yow because yow booy yow imagine yow before nga nekk borom jabar sax things were so hard on you nga war a isi jabar nga koo dundal doom ñëw nga war a dundal kooku noonu ak yeneen but that's your responsibility. it's your responsibility waaye xam nga non déglu ma soo gisee ma ne la dégloo fu mu ko stade jamono bi moo ñu forcé pour ñu defee noonu because jamono dafa métti before maybe things were a little bit easier ba pare comme expectations ni from seeti jigéen bi des na moo lifin waaye léegi jigéen ñi dañoo expect lu nekka understand nga bala nga am sa jabar bi sax dafa mel ni da nga ko dee jënda because yow loolu dee joxe can rek yàlla rek a xam understand nga seconde nga ñëw war a toppatoo jabar bi doom yi ñëw nga toppatoo gaay ak yeneen yu dee nekk si biir so imagine naa jigéen bi su nekkee nekkul koo xam ne daf dee dem job wala eewu dem si marché bi raba ñëw jàppale la si yenn little gaps yoo xam ne loolu la mun a fiilal imagine things naka la moo méttee si yow things are so hard si jamono bi moo tax ñu ne these are the realities ñu ko nangu rek ma jaana la dara these are the realities moo wala dara gis nga kër yu bëri respect bëreetu fa si diggante jëkkër ak jabar xam nga lu tax jëkkër soo indee 50 soo waxee sa jabar indi 50 soo waxee sa jabar benn sa jabar dina wax lu mut 50 bu mu indi si kër man supportuma góor bi wax jigéen isil de yéen loolu ngeen nekk di support di waaw okay let's dive into something else. jëkkër bi lu moo indi loolu la jabar bi di indi jëkkër bi du am full respect bu mu deserve si kër loolu man naguma waaw okay well guys man sa warta demee noonu sax jigéen war loo wax jigéen ici Moussa sa responsabilité la waaye gis nga jamono buñ toll nii jigéen booy su jàppalee jëkkëram trust me dina ko favor si lu bari loolu tax ñun góor yi loolu lu ñu wax seet koo xam ne at least nañu jàppale si yeneen dara nekku si de dara nekku si de waaye góor bi war loo takka jabar based on ne ok kii daf maa jàppale guys ñu ko def nag waaw agenda bi mooy wax nii sax jàppale nekkul only financial nekkul financial aspect. nekkul only financial aspect sax. That's what you two were elaborating on. That's what you've been elaborating on. Finance rek ngeen nekk di. only. jigéen bu am jom interest la okay guys I think lii moom we will come back to this. waaw no problem xam naa ne lii moom foog ñu faram-fàcce ko waa parce que bii duñ ko mën a tënk si waxtaan bi. nañ ko bàyyee gaay so nañ ko bàyyee gaay I think we all got married at some point with different perspectives, different reasons. But I think you made a point, he made a point, as far as the discussion is concerned. Bukan naa tamit ñu laal si dara fidelity. Why are relationships or love not happening? Lu xew. Why do people cheat a lot? What's the reason behind people cheating? Dama lay dog. We are not sincere. Pap, we are not real. We are not honest to ourselves, Pap. That's the honest. Pap gis nga soo bëggee noppale ko right Pap nit ñi nañ bàyyi di nax suñu bopp right gis nga loo fi wax Pap that's the honest thing we are not sincere to ourselves we are not real we are not honest as long as three things yi ni Pap nekkul su ñun forget about like true mbala infidelity yi ni dafa stop impossible. I've seen people who've been in relationship. No, Haran. No, but in the film. No, it's not about film. No. I've seen people build love over 3 years, right? Well, with that 3 years, how do you manage to keep the relationship going while you are not being faithful to your partner? Who cheats most in a relationship now? Danga laal suma area. Suma area nga laal who cheat most ku lii man yooyu du ma si xawma ndax su ma waxee ne kii moo cheat lii mun naa tooñ but lu ma la bëgg a wax mooy Pap comme noo ko nekk di wax nit ñi mun nañ dund 23 years mbala 3 years yu mën a cagle Pap mun nañ koo dund 3 years mbala 20 years Pap xam nga because of Pap ma leen rek laa gëm you know depend na pour yéen ñaar seen means of communication and then how you guys noonu ngay nekk di rôle right man dama jàpp ne Pap yow tey sa jànqa Pap the number of hours yi su fekkee ne doo leen di gisee every day one su fekkee ne tamit yéen a ngi gisee every day the number of hours yi ngeen a spend
mënut a ëpp 5 hours ku nekk dox na doxam right yow foofu noonu Pape mënuloo xam the real her kooku mënut a xam the real you because ku nekk suy ñëw moos yaa ngi psychological prepare ne maa ngi dem gis the love of my life o suma suka dadi bi o suma dof bi nga prepare sa boppa nga dem nga mit ko ngeen am phone bala ngeen waxtaan loolu noo waxtaan ku nekk dox sa dox Pape loolu mun ngeen ko dundee centuries ngeen du mën a téye moromu man dund naa ko 23 years. ah But being in that relationship for 23 years doesn't necessarily mean that your partner was cheating. What I want to know is probably that girl. I'm not gonna sit here. No, I'm not gonna sit here and say either she was cheating or she wasn't cheating. Yeah, but the ending wasn't pleasant. But Pape lu xew mooy man du ma fi nekk Pape di like lu passé na right lu passé na right but lu ma bëgg a xam daal mooy Pape loo bëgg ñu xam mooy lu ma bëgg a yow nga xam mooy man tey man aw ma gàcce aw ma dara lu ma regret tey fu ma mënta dajeeg moom mbala keneen ak keneen damay siggi because of suma kàddu dama ko sàmm ba si last dot suma kàddu dama ko sàmm ba si last dot dama sàmm ba si last dot ca Pape along that journey all these financial issues yu gars yi nekk di wax fii yëpp jigéen mun nañ ko jàppalee góor yëpp Pape yàlla xéwalal na ma ko woon déet doom yaay kon yow kay amoo dara la wax na xaaral ma ñëw waaye ndax dama ko jël ok you were already taking it exactly yàlla xéwaloon kon na yow ma ko woon yaa ngi ñëw si Ibrahima lu mu doon wax déglul ma ñëw yàlla xéwaloon na ma ko woon si jone bi waaye jëluma ko reason kàddu ba mu at a point because you wanted to be a responsible man you weren't be in that relationship because you were expecting of interest non interest mi ngi fa kon lu tax jëluloo xam nga lan moo nekkoon man ak moom suñ interest waaw ko xam naa ne jigéen bu baax la lan nga namoon si relationship boobu jigéen bu baax la ku ko am lan nga namoon ku ko am waaw ku ko am sëy na nga jabar bu baax loolu sa benefit foofu loolu sa benefit foofu jigéen bu baax la bon loolu la diine santa xaaral ma ñëw ba tax a jigéen bu baax loolu interest la diine lu la sant sa interest la mais jàmm yàlla sa interest la diine lu la sant sa let's not go out of this topic what I want to know is what leads to cheating loolu laa bëgg nga tënk what leads to cheating moom bëri na ungratefulness Yeah. lack of content thank you people need to be content Pape with what you have content with your man content with your woman in all aspects be proud of your man Pape yow ak sa jabar Pape man xam naa depuis kañ ngeen commencé Pape su fekkoon ne Pape doylu woo wala su fekkoon ne moom doyluwul Pape te yàlla du tudda diggante bi Pape you are content she is content non Pape moos nañ ko waxte dee nañ ko waxte dee moos ku def lu rëy ñu waxal la lu rëy dëgg Wolof Njaay ko wax so ñu fi deful ñu rëy nag ñu waxal lu ndaw what leads to cheating Man, I believe that one thing that leads to cheating is you trying to pick an attribute in a human being, thinking that you're going to manage penenbi. Okay, it happens a lot as in society bitai. So na la chetay. Lan nga buga si jigen. Wala let's say jama wala physical attraction. Lan nga buga si jigen. They tend to choose the physical. They tend to choose the physical attraction bi or nit ku bëri jaama jigéen bu bëri jaama they tend to choose bëri jaama bi fàtte physical attraction which is not right man I always think that when it comes to good personality and physical attraction it should be balanced because to balance today like there's a problem you can have peace in your home but if the physical attraction is not there then there's lack of intimacy at some point you tend to find it somewhere else okay so man I always believe that yow góor da nga war a njëkk a xam li nga bëgga soo dugga si sëy okay xamal façon jigéen boo bëgga maybe su nekkee you want a tall girl or a short girl wala nit ku sexy just always make sure but you can still you find the attraction in that person doguma la but you can still find that criteria that you mentioning in a woman and still now cheating happens that's no boobu it's a different thing but man I always believe that man as a góor lu gën a lead la moo dee gën a lead si cheating fii in the Gambia is because they tend to put something on top ñu bàyyi benn mi si suuf thinking that dañ ko mën a manage mais mënuñu ko manage you have a point okay good personality yes baax na si kër but yow su nekkee yow kooku dafa baax am na jikko bu baax free good la
what are you gonna do da ngaa dem si biti di appreciate beneen jigéen jigéen bu am trapezium jigéen bu am shape, lifin jigéen bu am correct bu Coca-Cola am shape. ginnaaw bu bàyyi noonu la hips 44 or yaa ngi bàyyi sa slim. jabar bu baax si kër bi Yeah. mu ngi fa mu laa defaral lu nekk but because attraction bi nekku fa yaa ngi dem si biti di ko uti feneen so I always tell people that nit sooy uti li nga xam ne it's balance ok there are always jigéen yu baax ak jigéen yu rafet it depends on yow loo xoolee rafet ok maybe man jigéen mu ñuul moo ma saf maybe Musa jigéen bu xees ma ko saf waaw Musa moo xam nañ lu ko waaw saf. maybe ku njool wala ku gàtta but always try to balance these two things because soo ko balance su tey rek at some point di nga dem cheat si biti That is very true. Ibrahim. Very true. Okay, man, to me, what leads to cheating, it could be from both sides. Tey partner A and B ñu ngi together xëy na partner A doylu wut partner B mu ngi koo defaral lu nekk or doylu wut loolu mun na moo lead to cheating. content The other side mooy partner A bugga na partner B but partner B nekkul di jox partner A everything lu relationship bi laaj. mooy in terms of what. tojal yax bi am na ñoo xam ne dañ dee nañ ñeme lu ñoo wax tojal ma yax. parce que man dama dee wax ne Michel. ah yeah sa partner bul ko may chance fu moo demee pour am time ak keneen sax because su fekkee ne yow joxuloo ko ate nit ku nekk with your way of loving su fekkee ne yow sa partner bi koo xam ne la moom dafa bëgg attention all the time yow nekkuloo di ko jox attention boobu noonu Yeah, instead yaa ngi ko su ko jox keneen joxe attention rek emotional abuse. easily mun na moo Win attention. mun na moo dem foofu noonu so realize kooku ciitinam nekku na ñàkk doylu moo ko def loo de because of yow partner am nekkuloo ko di ko jox lu mu bëgg a yëpp xam nga understand yeah but yëpp tamit I believe yëpp si ñàkk a waxtaan bi la because nit nooy dundee love it depends on your experience wala yow loo dunda sa ginnaaw ok man mun naa dundee love in a very romantic way mu ñëw xam nga wala whatever say the most nicest things ok but keneen ki nu moo dundee love is different maybe she wants it gangster But I want You know? I want us to Maybe she also wants it gangster. ma jeekaay Maybe she wants it gangster based on the experience. So I think that si aspect boobu noonu cheating su fa amee rek I believe ñàkk a waxtaan moo fa nekk. man tamit bëggoon naa ñaaka waxtaan wante Ibrahim, tamit Ibrahim. wante tamit ñaaka waxtaan wante da ngaa gis ne léegi-léegi nit ku nekk da nga am sa love language te dama dee bëgg ku nekk nga bàyyi xel sa partner nekku ne yëpp lañ la dee war a wax tamit waxtaan bi is important nga xam sa partner lu mu bëgg lu mu bañ ak yooyu noonu but most cases nit yi dañ dee tend to lose few things yi xam nga understand keroog maa ngi gis benn article kooku mu doon wax about mu ne di nga gis jigéen boo xam ne dafa wax ne ok man suma jëkkër du ma dee wax I love you comme kooku moom loolu la bëgga du dee wàcce liggéey ba mu fóon ma waaye jëkkër bi mu ngi xool ne ok suma jabar la lekk nañ xama raxasal ko bool bi eewu nañ xaar ma lalal ko lal bi comme jabar bi mu ngi mer on yow doo wàcce liggéey ba ma ne I love you wala du ma waxaa yow kool ba nga ma ne I love you jëkkër bi mu ngi jaaxle yeneen yi ma daan def yëpp lu tax gisuloo yooyu but understand. it's all down to communicate. It all comes back to waxtaan. I It all comes back to think waxtaan. tamit sa partner ki nga war a takk o ki nga takk tamit yow war nga xam lu ko ne. thank you You should be able to know things that put a smile on her face. But also bëggoon naa tamit ñu waxtaanee cheating in what aspect, the physical aspect or the emotional aspect, Father? What leads to cheating? emotional aspect okay. loolu mooy la an kay am na déglu ma déedéet uyu ma Emotional aspect is there. yeah cheating right Yeah. When you are emotionally abusing her instead of giving her the emotional support that she needs, you are not giving her time, you are not giving her listening ear. You instead you are traumatized based on her feelings. You're not willing to listen. Omar, Physical say, aspect, Omar- the more again them this a center of attraction elsewhere because your wife doesn't possess those criteria. Nga buga banehu si jigen bobu nono. And so on and so on. Omar tey yow sa jabar mu am gur xaritoo mu nekk xarit ak exam gars yi di waxtaan te waxut la ko si yow loolu ko non du cheating non non dafaa ñibbi loolu si ko loolu ko du cheating non loolu is exactly disrespectful Exactly. it's beyond cheating exactly so kii foofu la ma waxee Mom billahi wallahi It's dom ya. beyond cheating. Continue. loolu la xam nga Continue. cheating ñaar la xam naa lu tax ma laal foofu xam nga physical ak emotional ñaar yi moo am so comme physical am na ñoo xam ne den normalize cheating rek understand nga comme ñoom mu ne ñoo am one night stand sax xam nga that is physical ñoom they don't care so let's say comme ça nu mu ko waxee di nga mën a gis keneen koo xam ne du sa partner kooku noonu mi ngi possess loo xam ne kooku maybe mu am wang bu rëy wala nga cappa góor boo xam ne mi ngi am muscles chest ak yooyu noonu you get attracted to that person understand nga so yow doo ko mun a comme maybe yow sa lack of discipline lack of loyalty si sa partner wala lack of doylu understand nga
tax ba yow nga jóg nga dem nga cheat ak kooku noonu wala maybe because of kooku noonu am na moto am na xaalis and all that understand nga yow nga jógee sa partner nga dem nga cheat ak kooku noonu that is physical cheating understand nga mun na moo nekk just one night stand loolu noonu amul dara lu moo def ak kick and run. loolu amul dara lu moo def ak love waaw hit and run comme woykat bi nu koy hit and run so you just go and do your thing and go home maybe bëgguloo ko su la neexee sax doo ko gisaat but the other one is emotional cheating te boobu moo gën a dangerous nag because boobu noonu mun na moo tas sëy wala kooku la sëy génn na sëy bi bu yàgga sax understand nga mu ngi si sëy bi physically waaw she's but at home, but emotionally exactly dara emotionally she's safaatu ko. already gone exactly so da ngaa mën a gis jigéen yu bari yoo xam ne ñi ngi seen biir néegi sëy ñu ngi seeg seen jëkkër ñu ngi woon seen jëkkër loof bu baax lu jëkkër bi soxla yëpp ñu ngi ko def but the thing is am na keneen koo xam ne maybe ñu ngi waxtaan ak moom si amul dara lu ñoo def ak moom sax comme physically and I've seen partners exactly that exactly does ñi not ngi have that sàccoo moom di relationship. caat ak moom wala mu nekk comme sa benn lu ñu dee wax office husband comme nga dem si office bi sax cappa kenn sax xam nga suma jabar wala suma jëkkër yaa ma fiil gis nga daat waxtaan yool na waxtaan bànnee yu neex yooyu noonu comme loolu rek is cheating doesn't necessarily mean ne da ngeen war a lifin rek just physical moo tax emotional cheating mu am But also, don't you think some men don't actually give their ladies or their partners no the audacity to have a conversation with them? They don't give them the time that they need. Yow, okay, dem nga liggéey wàcca nga yaa ngi si sa tànka yi. You don't even know what your wife is going through. Ibrahima wax na ko fii léegi Yeah, because yéen jigéen ñi tamit sometimes all they need is that conversation with their partners. Comme loolu daf dee dundal love. That 1 hour, that 2 hours that you're gonna spend with your partner. So ko joxut kenn su ko nekkee di cookaas mu ngi put a smile on her face with those little conversations. At some point, comme nit rek la you get emotionally attached to another person. Not because you want to, but because you are not having it from your man. Exactly. And at the end of the day, they tend to blame ladies. So I feel okay, you are not playing your role. right Yeah. no moo tax it is important pour góor ak jigéen di waxtaan because communication bi loolu mooy fix everything da ngaa gis say yoo xam ne comme like ñi ngi dikka si problème fekka the reason for that problem like lu ndaw la understand nga maybe jigéen bi comme how do they say again dafaa gis benn góor bi benn jikkoom boo xam ne maybe neexu ko loolu is a big thing to her but si góor bi is just something normal loo xam ne dafa fa ne comme maybe lii neex na jigéen wala it's normal to her he keeps doing that thing te neexut jigéen bi and exactly te du ko musa wax I don't know maybe mu nekk ne maybe des na moo ñeme góoram si pour wax ko loolu noonu wala whatever the case daal waaye waxut ko so imagine gars yi toogoon benn 10 minutes wala let's say 5 minutes ngeen waxtaan ngeen ko baby ok lii ak lii da nga ko dee def I know it's normal to you wala maybe yoo xamuloo ne man layguma ko but to me is a big thing daf ma dee sonal xam nga just let him know yow lan nga feel trust me honest mu nekk góor bu ñàkk xel ko man de but mu nekk koo xam ne am na xel trust me dafa seet naka la moo jéema fiilee that gap ba nga xam ne yow doo am lu la naxari ba nga naa isi that problem. I want to ask this question and I want us to just vividly say the truth of it comme ñu wax lu nekk suñu yow su ma la doon laajte the most memorable experience of love that still stuck in you that still keeps playing in your head what will you tell me? I just want us to say our deep experience, the most memorable aspect of love that still lingers in you, that still keep playing in your head, that still stuck in your brain. Well, I don't. That's what I'm saying. But I mean, I have high school memories. Exactly. Manasuma girlfriend, and it was great. It was nice. Yeah. You know? I think that's one memory that is still stuck. How does it start? Come again? How does the thing started? Well, I mean, we were in the same basketball team. You know, I play basketball. Yeah. Yeah, so that was how everything started. You know, we started talking. Who and- approached you? Well, she Was- showed the was- green was light. it a Let's say bab- she showed the green light, and Was it was everything. It was all smooth because we had the same. The feeling was mutual, so it was smooth. Was it verbal conversation or was it eye contact or was it emotional feelings attached? Well, I would say it's just an attachment. Attachment. Yes, it was an attachment. Mr. 23. 2 decades of mais ça amatul dara lu ma wax say fii moom jeex na yàgg na suma fi bu jeex la Pape. yow kenn du ko tontu sax. Continuel. 2 decades of relationship. Continuel. Your most memorable experience when it comes to love. No, just from reality. Your most memorable experience. Pape. War dina ma tas.
Pap bii moom bëgguma ko tontu. non waaw Omar waaw nañ ko baale. in general la xëy na sa benn mbokk mus na la show love gesto boo xam ne wala sa xarit wan la love gesto boo xam ne di ko bëgg a the share. most memorable kenn waruma love. experience. kenn waruma love. ñaar la am moom la. ok ñaar la négatif ak positif ok so positif one bi moo nekk xam nga comme nit déedéet lu yomb la lu simple la rek non bu ko simbalal de. bu ko simple la naarital jëlal la sa dee time. jëlal sa comme time. xam nga nit dande comme feel proud sa yaay su la waxee ne I feel proud of you su la ko waxul sax wala mu xool la rek xam nga Pape mus nañ fi laajte question boobu noonu fii. waaw. mus nañ ko fii laajte. ndax kan la su ñun wala su suñ parents mus a wax ne I love you. yow mii ne na sa yaay mus na la ko wax. non musuma ko wax even that feel proud of you comme déet seen daal. génnewu ko verbally Ah. but trust me non look comme xam nga maa ngi explain pare ma da ngeen tubu lifin ñëw. ma xam nga comme nit daan di feel proud right sa parents su la waxee loolu noonu but su la ko waxut sax but mu wan la ne hey dama feel proud because ñun comme ñun ñu yaree comme gis nga looy ndee wax I love you yow sa diggante yaay ak yooyu noonu yaree wuñu ñun dañ dee xala rus suñu yaay tam dañu dee xala rus so that kersa suñu diggante moo tax yéen duñu ko dee mën a wax even I'm proud of you sax pour ñu wax la ko daf dee nekk problème but dañ la dee woon wéy boo xam ne ñu ngi laa woon ne hey man kontaan naa si yow so there was this time there are so many things yoo xam ne good memories yoo xam ne def naa ko moom alhamdulillah def naa suma part as a good son understand so there was this one time so daf daan dem hypertensive living la woon patient ak diabetes so dañ daan dem Banjul report there was this time ñu ngi ñëw ñu si moto so xam nga I don't know lan la because mi ngi suma kanam tuuti man maa ngi si gannaaw gele la I don't know lan la apparenté bi lifin xam nga lan la doon waxte apparenté bi de comme normal thing rek ma suma yaay nekkut wax so apparenté bi tontu ko you know so apparenté bi bu mu ko tontoo after mu ne ko hey dafa nanka doo man dama ni apparenté bi lifin ko man si laa jóg ma taxaw ma ne ko danga dof xamuloo de kii doomam mi ngi sa gannaaw you know so su ma yaay mu gestu bët yu ma xoolee loolu rek wane na ma ne hey I'm proud of you keep going son boy ma understand nga that's the only time ma saaga nit look that's the only time look that's the only time ma saaga nit si suma kanami yaay te musuma def loolu ma suma yaay daf ma yaa dam ko dee rus moom si boppam daf ma dee rus that's the only time ma saaga nit but it's because I'm fighting for her when we were down when we went home then no waxta daf doon maa ngi dégga benn de maa ngi overheard mi ngi waxa suma sister bi he was like non Mamadou de moom dégga comme tey gis naa ne Mamadou comme tollu na góor mag na because apparently bi nii understand nga so when she was saying all that to my sister I felt man may Mamadou man leen di wax Mamadou Musa mo suma dile Mamadou nga tudd non Musa la tona but Mamadou ma wé so I felt proud ne man taxawal naa suma yaay si benn si boor boobu noonu understand nga do am na so many other things good things yu ma dee def as a son as a good son but yooyu noonu teg ko aside but this the particular incident boo xam ne dama si over happy because man suma yaay nu ma xoolee dama xam ne comme mu ma xoolee bëti na hey I'm proud of you understand that's one so second one bi moo nekka boobu you guys already know non mooy ban xamuñ ko de so comme imagine ñu ñëpp xam ne ne comme nekkatuñ xale ñu ngi mag just couple of years ago ma amoon jigéen boo xam ne dama ko over na bugga ma over ko nopp right mel ni ko dégg story bi ok continue so continue so xam nga anything lu ma am yëpp doo aw ma woon dul waaye lu ndaw lu ma am yëpp invest naa ko foofu noonu that was my biggest mistake nag that was my biggest mistake lu ndaw lu ma am yëpp def ko foofu waaye man dama ko daan xoolee ne man maa ngi invest si jigéen bu ma bugg a takka koo xam ne mooy nekk suma yaay doom right so man noonu laa ko daan xoolee so ma def suma everything mu nekk suma xaalis bu ndaw mu nekk man suma love pour woon ko love energy booy lu ma mun daal def naa ko so dem naa sax basic family am mit naa family am understand nga moom invite naa ko suma side benn julli wallahi te dama comme ni ma leen ko waxee dama daan rus suma yaay maanaam moom ñu def aso bi mu ñëw ba suma side yëpp ñu def aso bi ku jënd aso bi maa ko jënd yaa jënd aso bi aso bi I think twice leen def aso bi twice yeah Korité ak Tabaski yëpp leen def aso bi aso bi xartu I don't know how PC anyway so def naa all those things xam nga ne which means ne kooku nopp naa ko ba nga xam ne jaral na ma comme rustange bu ma amoon suma man ak suma diggante famille sax dog naa ko man ma isi ko won ko gaay sa gaay is sunni leen boy ay axlu sunna leen wallahi boy so the thing is comme kooku noonu ñu dem
dama ko jox everything ndeysaan. dama dara du des bene man ok aw ma waaye ma ngi doon over lifin ma ngi doon dajale wallahi yàlla xam na ma doon dajale te man suma famille ma jógee alhamdulillah soo waree taka jaba comme lesi famille Gambie yëpp la noonu leen mel Gambie noonu leen mel soo waree taka jaba dina dee support man xamoon naa ne lu ndaw lu ma am ak suma famille su ma supporté dama koo takkate man nekkuma góor bu yapat dama liggéey te dinaa ko teral lu mu bëgg na ko am inshallah understand booy ma def loolu noonu yëpp ndoo bi génn ma ndoo bi génn ma you know why because of xaalis bro te man loolu waaye bàyyi leen ma waaye waaye mos déggoon naa ne da nga ko propose musu nga ko propose dama ko propose I propose Fan. benn restaurant la du ma name tur bi but Sorowut area yi daal so foofu laa ko proposé you know it was on her birthday you know ma jënd ring raba jënd ring daaba ring diamond ring waaye ba may kat man ma ne la man maa ngi dajale nga dafa diamond ring ring boobu dama xamul xaw ma glace leen toj defaree ko xam but I know nekk jaaru bi levin bi silver la pure silver yeah because it was costly I think 1,500 laa ko jëndee yeah so pure silver la léegi wuñ mu nekk si kaw moom xam naa ne du diamond aw ma njëgi diamond xaw ma la ma butéel lan la but it was nice understand so propose naa ko it was on her birthday she was crying xaw ma crocodile tears xaw ma monkey tears la waaye xam naa daal génnee na tears jooy na foofu noonu ma over am yaakaar ma ne jigéen boo xam ne propose naa ko kay mu dem ba di jooy dëgga kii moom suma bos la te dëgga booy comme lu ma doon ut si jigéen lu bëri mu ngi si moom lu bëri mu ngi si moom comme yeneen ñu des comme mënoon naa ko manage maa fiil te loolu nekkutoon loo xam ne lu bon la sax understand jigéen mi nekkoon na ko xam ne kolo bu ma bugga si jigéen mu ngi si moom façon yaram bu ma bugga si jigéen mu ngi si moom ak lu ma dee gën a rey tooga lu bi first day mu invite ma saytam suppa la tooga suppi karab la tooga imaginal so bu ma dem foofu lii xam nga la moo nekk di funny part so bu ma demee foofu noonu foog naa gars yi dañ chop already léegi mi ngi desoon I think añi rakaam bi waaye comme que dem naa léegi mu ne bàyyi ma jox ko rek xale bi bëggoon na la mu teg ma si néegam loolu laa nekk di wax fii nii xale bi bëggoon na la continent ok so mu jox ma añ bi xam naa pour ma chop mais bi ma desala raka maa ngi dóor rek après saa ngi nee juñu na ma besona ay su desee su ma raka suñu mu lekka man ma kuri non waaye loolu yow yaa ko si yokk bàyyi loolu wallahi na añ bi yëpp non jeexut parce que am yow kay lu des bëriwul su dafa wax waaw lu des bëriwul yow kay lu des bëriwul seen daal crab bi fa naa jàllaa yëpp yow Moussa bàyyi ñu live leen nekk waaye Pape déglu ma Pape buga delluwaat rek ginnaaw waaw Moussa lu mu fi jot a explain ndax mun nga laaj moom intérêt am si jigéen bi yeah mu ne dafa mun togg thank you loolu dafa nga intérêt nekkul financier rek financier rek mu ne dafa mun togg lu mu gën a bugg si jigéen mooy dafa ñuul am na seet bi yooyu yëpp intérêt la bro gis nga fu ma nekk di waxee pour jeexal ko rek tur ñi ngeen ñëw continuer pour jeexal ko rek Ibrahima laa bëggoon daal xam naa ne lekk naa bi affaire si tuuti moo des fekk ndóo bi sax junj na ma junj xam naa dafa soona mu génn toog si saal bi so man moom si biir néegam maa ngi lekk rek so man dama dem ba si kanam so junj bi ñëwaat suma xel bi may la kii bu ma desal rakam de man lu ma dal de dafta foofu laa li fi ne daal anyway so those memories they still lingers in your mind Yeah. they still stuck in you based on the waaw ok du ma fen xam nga dañ dee wane ok comme right come to be honest come like from a honest perspective come That's da what nga I'm moved on or do you still think about those ok memories move on naa waaye kam wala one thing booy nit loo ko bañ comme nit loo not kooku noonu lu ma ko bañ but nit yow loo mun a bañ dëgg bi dafa am yoo xam ne memories yoo xam ne su duggee sa xel bi Yeah. du dee mos a génn bro comme loolu noonu du dee dem comme every single thing man kooku lañ jaar everything mi ngi suma boppa bi everything mënu maa fa comme nekku ne dama ko bugga Moussa kenn du ko bugg buggatuma ko maanaam bindu dal bugg but the memories are still I don't with know you. time will tell The memories waaw are still buggatuma with ko you. su ñëwoon mu ne daf ma bugga which she already did su ñëwoon mu ne ah daf ma ñëwaat bugga ne after loolu waaw man gisuma ko nag dafa yónnee yep c'est vrai and she called me she text me Mos baa ma wax la one thing gis nga Mos lii is like general la right gis nga muy góor muy jigéen képp ku betray nga am ku baax góor bu baax because yow góor bu baax nga right góor bu baax nga so non dama baax non yeah góor bu baax nga right moom mu jëndee la ak beneen góor like xaalis ngir xaalis moom toppee ko ngir baaxaayam boo daf ko toppee ngir benn flus bu ndaw moom loolu la si doon ut boo xam ne tey yéen ñaar maa bi suñu leen tegaloon pour jëkkër yow la doon jër ndax yow yaa ko mën a amee
gis nga façon ñooñu lu ñu yàgg dañoo topp sa ginnaaw. that's what she I'm did telling you bro. because after lu xaalis dañoo bu topp su sa yàggee ginnaaw. daf dee normal si yow gis nga xaalis boo ma ne doo ko am sax. exact wala même doo ko am doo ko am. even soo ko amee sax su doo yàggee ko jox sax. right doo ko jox right because of yow lu xew mooy yow jigéen boobu yow jigéen boo nekk di góor boo nekk di uti. kooku yow guess what kooku utut la bi ngeen uti keneen. thank you te xam nga lu si funny gis nga xam nga man maa ngi nekkoon ak moom bu ko góor bi doon jël suma loxo there were so many things yoo xam ne mu ngi doon daw si ron fekk mi ngi nekk ak man right so góor bi bu mu ko demee ba jël si man mu nekk ak moom fekk bàyyi na ma already so góor bi daf daan tukki Amérique di ñëw I don't know daf ko joon appartement fu mu lañ nga jëndi. bilaay full kaana man moto sax aw ma ko woon Okay. baala ma Father, just to wrap up. Okay. Balaa maa ñëw si Ibrahim because bëggoon naa tam Ibrahim wax ma the most memorable moom dund experience of love that he experienced. dëgg moom kay Ibrahim. lu taw yaram sax. It's all Omar loo ma xamal Omar it's almost time, Ibrahim. Just Omar loo ma one or xamal two more questions before we wrap up. Ibrahim, the most memorable. man the most experience. memorable love experience bu ma am kii laal na boor boobu with my mom because feel naa ne fii ku nekk am na loo mos a defar seya loo xam ne seya wax na la wax bu laal sa xol bi so man tegu ma ne waxuma ne du ama doomi adama bu ma wax dara bu gën a laal suma xol bi comme boobu de waaye Ndeysaan. gisaangu ma ko daal waaw that love And comme lu Omar wax ndax suñ pérése dañu lay wax I love you nekkul suñ laaka benn te yaay tim doom ne ko dama la nopp teggi newut dafa la weer waaw dafa xaw la weird but ñu ñoo wax they love us in a different way comme sa yaay mu tiim la ñaanal la kontaan naa si yow I'm proud of you xam nga rusuloo ma tegloo ma gàcce loolu lan moo gën a foor loolu I love you thank you ñaan boobu rek te loolu ñu ngi ko am all the time so man feel naa ne they are telling us xëy na dañ ko waxee wut si laaka bu ñu bëggee ñu wax ko rek wala laaka bu ñoo expect ne daf ko war a wax in English or I love you yooyu noonu rek but we still getting that Omar, I have one more question or two before we wrap up, which I really want us to talk about. And as far as love is concerned, I think it's one pillar of love, which is trust. How does trust impact our love? Being romantic love, being family love, being self-love, even trusting yourself, trusting your instinct. How does trust plays a pivotal role when it comes to love? yeah laajte nga lu am solo pour trust moom loolu si nit ki la des because of nit moom noo mel rek yow noonu nga dee jàpp ne noonu la sa partner mel waaw bii psychology boobu noonu nga dee doxee te man yàlla daf ma dimbale man like su suma love relationship si man dama la dee trust you know ba ma gis leneen You trust until you see otherwise. dama lay trust ba ma gis leneen waaw te duma la investigate pap fooy dem sa téléphone soxlaw ma ko And I think that's very important, Omar, because this now partners you have or couples you have they put pressure on their wives or on their partners to the extent that they tend to ask you have the same password phone be jox ma sa téléphone bi investigate ko topp ko olaf nga daf de wax nit ki soo ko lijjantee rek gis lu la naxaari si moom and I think your partner you should respect her privacy being your wife doesn't basically mean that you have the gut and audacity to okay mun ngaa fear mun ngaa jealous but na am limitation téléphone privacy la trust your wife respect ko and just move on ba nga gis otherwise pap yow tey di nga takk sa jabar ci leen yaa ko takk gis ko bëgg ko takk ko trust nga ko nga takk ko tey soo demee ba commencé jël mobile am bi di seet leneen yow nekkatoo di seet ci leen keneen nga nekk di seet waaye Omar est-ce que xaaral ma ñëw waaye Omar est-ce que moom deful lii waral nga njort si mobile léegi xaaral ma ñëw yow tamit yow jigéen boobu noonu tamit su fekkee ne def na moom lu ko war waaye nag nga oote dialogue but why do you have to even search her phone non it's not about searching de Pape Pape gis nga fuun moom pour fuun moom képp ku bugg sa say tas waaw dëgg la képp ku bugg sa relationship tas del saaj fuun dëgg bu wér okay that's very true del saaj fuun they search loo fa gis yaa ko loo fa gis moom yaa ko lii yeah so trust moom pour trust man I believe ne like trust is the foundation of everything Pape si relationship bu mu amut si relationship bu mu amul non loolu bu ko ooy relationship bu ko ooy relationship muy xarit muy diggante yaay ak doom di nga gis yaay yoo xam ne parents yoo xam ne óoluwuñ seen doom yi am na trustuñ leen yoo xam ne seen jikko am na ñoo xamee ne parents yoo xamee ne trust nañ seen doom yi ba lépp luñ def suñ leen ñëwee ne la ah Moussa def lii xam nañ sa jikko suñ waxee ne waaw rek moom la suñ la déedéet loolu daf dee am because of nit ki
xam nga nu mu Xam nga- yaroo xam nga especially jikkoom. xam nga jikkoom so man moom I believe ne trust moom it's very very important in a relationship. Thank you very much. That's brilliant enough. How does trust play a role in relationship? I believe that nit moom soo ko óolulee bu si dugga Lu si dëgg. waaw because soo si duggee at the end di nga si gis lu la naxari ñaaka óolute noonu la mel naturally dafa nekk li nga xamante ne su nekkee gëmuloo ko nga dugga si by force di nga si gis lu la si naxari ok so man I always tell people sooy duggal si lu la óor ok duggal si li nga xamante ne sa xel dina dal nga duggal si li nga xamante ne sa xel dalul it's not gonna last La At ko some jëlee point. yaa ko teg sa bopp. waaw at some point dafa Because dafa since at the yàqu. beginning sa yaa ngi dugg si loo xam ne Exactly. óoluloo ko. Exactly yaram so noonu la mais soo demee si plan nga sense ne non fu ma nekk nii It's not secure. it's not secure ok nga forcé lu si góobee gaa ko ok noonu la trust mel si nit si diggante ñaari nit si diggante relationship sëy dafa nekk li nga xamante ne dafa rëy nekk du ndaw ok and olof yi dee wax sëy bi seey Sëy ba seey. Joola bi lakk na yow soo demee Sëy ba seey. Sëy ba seey say yax ndax lan. ajama taw wax waaw ba seey Seey. maanaam mel Dem ba jee. ba jee Cum. so yow soo duggee si li nga xamante ne dañu wax ne sëy ba sëy nga dugga si ak ñaaka ñaaka óolu óolute. relationship bi naka la moo mel lan nga foog ne moo dee si ñaaka óolute si diggante yi lan lu dee waral loolu Omar nga nekkaat nit ki mënuloo koo óolu ndax si jikko bi la ndax si ñaaw njorto bi la ndax si fiiraange la parce que ñaaka óolute tamit am na góor yoo xam ne dañ fiir ba duñ óolu am na jigéen yoo xam ne dañ fiire seen góor ba duñ leen óolu ndax tamit fiiraange bu ëpp tamit du dee si ñaaka trust ñëwalee ni non jëfe jëfin Pape yow comme tey nga ñeneen ñi Pape soo ko gisee comme ni ma la ko waxee rek ñeneen ñi dañu dem ba sëy ñoom kuñ xamoon time buñ doon nekk ak kuñ sëy nekkatul beneen ñu gis beneen nit absolument nag Pape nit moom nit nga foog nga taxaw seetlu foog nga jéem a def taxaw seetlu laajte sa bopp questions tegg sa tànk teggi sa tànk tuuti su nekkoon yaa ngi doon accéléré with full force nga def ndànk nag nga ne wàccee léegi xaaral ma taxaw seetlu soo taxaw seetlu boobu noonu nag ñu bëri ñeneen ñi duñ ko def through dialogue taxaw seetlu bi mun nga ko oo ngeen waxtaan mbala ñeneen ñi sax yeneen góor da nga leen a gis ne soo leen commencé oo sax dañoo bëgg a defensive loolu moom red flag la capee ma wax leen ko góor boo leen bëgg a oo dialogue mbala jëkkër nga ko tegal mu ngi jéem a mer xamal ne ne dëgg la loo ko mën a tegal dëgg la jàppal ne dëgg la Omar booy ne la mere de waaw non Pape mooy dëgg sometimes tamit ñu accuse loo xam ne foog nga defend sa bopp Omar waaw Pape yow te su nga ah accusé déet man bu ma jëlal keneen exemple non tey Pape jëlal faada yow exemple góor tey Pape ñu ñëw ñu accuse la Pape loo xamee ne amul Pape sa jabar wax na la dégg naa ne yaa ngi nekk ak Ndeye Khady waaw fekk Ndeye Khady Pape sa koo woo ko la yow won ko ne firndeel na ko won ko ne lu koy mun a dalal xelam ne kii sa koo woo ko la waaw you have to prove your point pour fal sa point Don't rek run the waaye du risk wax of rek being naan non prosecuted. Ndeye Khady da nga gis mu defal ma tii bu ñu Waaw, demee liggéey da nga kaay gis ma xokk ko, da nga gis mu text ma. non Si You have- you have to prove your point. You should be able to convince your wife that lii nekkut fa. and there are people that don't even like entertain the discussion simply because they feel insecure man foog naa ne if they tell you or accuse you of something the best way is to open a communication nga dalal ko jigéen sometimes all she needs is a listening ear dalal ko wax ko ne okay this and that but if you're there di tànga xool di add film di mbëkk a email borom kër bi di mbëkk a fen si listen Ibrahim how does trust play a role in relationship or in ko Omar waxee trust mooy foundation bi loo si lépp loo nekk nag mi relationship wala anything so amul trust du dem te man dama dee jàpp ne am na ñoo xam ne dañ feebar because dañ am trust issues waaw am na ñoo xam ne nu mata noo leen won they will never believe déedéet because of comme ni ko Omar man lu ma bëgg mooy man nu ma mel noonu la keneen di mel su fekkee ne man óolu ma suma bopp man suma bopp yow da nga dee njuuj njaay waaw su fekkee ne man sama bopp óolu ma suma bopp don't know where ma óolu suma baat absolutely I want to understand so waaye am na ñeneen ñoo xam ne tamit nag di nga def everything possible just pour wan leen how faithful you are pour wan leen am trustworthy but ñooñu dañ feebar they still have loolu tam am na fi da ngaa gis jigéen boo xam ne mu ngi sëy mu ngi def everything lu ko sëy bi santa mu ngi koo def still da ngaa gis jëkkër yu nga xam ne dañ karung rek maa ngi am soo benn ma joxe story bu ndaw naa mus naa ko expliqué la Omar de suma benn comme suma jigéen la suma anti la sort of daal doomam bi dafa sëy léegi doomam bi dem si kër yi jëkkër bi jëlaa ko kër sallaaji am na fu ñu wax kër Bakary
gars yi am xew si kër yaayam appartement la. waaw Moussa non, Ahmed, Moussa Ahmed. Moussa xam na. Moussa xam na fa waaw gars yi am xew si kër yaayam léegi ñu ne jànxab mu ne jànxab jabaram ne fanaanal suma kër yaay Ay. waaye jabar bi ne gan yaa ngi bëri xaaral ma ñibbi rek jabar bi ñibbi si suba si góor bi kool yaay bi ne ko ana diw mu ne ko na xay diw fanaan fa diw kër Bakary la fanaan hay góor bi moom salaaji la jàppay si xelam waaw moom jàpp na ne kër Bakary kër góor la hay kooku dafa feebar non waaye tamit Non, wax nañ ko ko. maire bi moo leeralul ne kër Bakary kay Bakary kay man soo ma ko wéyee c'est dinaa ne kër maire bi dafa xam Bakary dëkk bi Omar dégg Bakary maire bi du leeral lan mooy maire maire bi looy koolee naan ay kër Bakary doo leeral communication barrière moo fa nekk. exactly waaye xam nga li tax ma ne dafa feebar why do you have to say kër xam nga li tax ma ne Bakary dafa feebar because buñ ko waxee ne kër Bakary dëkk boobu noonu la tudd déedéet maire bi def na kër Bakary la fanaan maire bi Bakary waroon la na fanaan. leeral mooy salaaji la fanaan déedéet. fii de kuñ ci wax ne sa jabar kër Bakary wala kër Souleymane laa wallaay di nga dina mer kër Sule amu ma ne waaye fekk nit am kër Souleymane waa léegi lu ma jaaxal jigar Kër Bakary dëgg la. la cewut ban Bakary naka lañ koy laajtee nga xool ñu ne la sa jabar kër Bakary la fanaan moo tax ma ne feebar la non du feebar dat man bu dee moom communication barrière feebar la but Pap man su ñu waxee kër Bakary man xawma kuy Bakary kër Bakary loolu if you don't know ñu wax la about your wife ana sa jabar ñu ne la kër Bakary la fanaan it's obvious that you dama leeralal because of moom if buñ ko waxee ne kër Bakary dëkk bi la loolu doyut ko kañ lañ ko wax after bu mu fiiree ba jalaat after bu mu fiiree ba jalaat bu mu xoolee bul yónnee nit maire bi moo def maire bi moo def foofu noonu kooku seen communication bi déedéet sa jabar de moom kër Bakary la fanaan loolu kuñ ko wax nga tànga sa yéen da ngeen feebar non Pape man nangu naa dem bro loo def loolu la fiiral waaye góor bi nangu naa ak moom. nangu naa de kër Bakary yéen da ngeen feebar yéen a ñaaka óolu nit yéen ay feebar la Omar non am na yoo xam ne waaye feebar bii nga ne boobu Bii communication bii barrière du feebar de. Moussa. communication barrière. dugal si trust trust moom trust mooy te yow foundation foog naa yow you are one of those with trust issues yow dégg naa yow moom sa jaxa yow da nga fiirte yow you have trust issues yow daf lay call sa di laajte foo nekk maa si néeg bi nga ne callal video call tey faane yow video call moom da nga ko bëgg a trop ak nataal ak send me location looy investigate send me location waaye investigate Moussa man am na keneen benn lien. No, I'm serious. déggoon naa ko noonu dañ egg si ñoon location. waaw why do you have to share your location moo ko doon métti nag. ngay Papa press Jóob bi daf day génn këram rek bu gis ko wëli kamba. location bi nekk wëli kamba. last time ndoo bi Moussa call du ko nelaw. ndoo bi call ko faada na ko foo nekk mu ne ko maa ngi west mu ne ko share your location Yàlla yooyu location. ay na Moussa baa yooyu. waaye merci foofu la. waaye comme li ma waxoon rek looy share location ndoo bi su defee li waral Moussa rek trust ko ay ban story wax ko ñu ngi 2026. ñu ngi 2026 bàyyi si yàlla location loolu amut Iramaay bu lool léegi léegi. si sax xool leen ting si Trust. opposite la man la gars yi daan lifin comme man maa daan war a génn yaa ngi man maa ko daan def volontarily man yaa daan si yàlla location xoolal dama wax suma jigéen mu ne ma fooy dem ni ma ne ko baby dama war a génn wala suma koolu sax nga jóge dama nag. war a génn Bàyyil baby ko bi. call vidéo call ma ne ko baby suma Bàyyil suma baby baby bi. la aha léegi xaaral waaw waxal ma ne ko baby maa ngi génn maa ngi dem place nangam bi ko sangali xewa comme dama ko dee bëgg a asoo all the time ne xoolal man pour moom rek la baby maa ngi dem place nangam maa ngi nii man noonu laa def. Moussa But anyway Moussa yow miinal nga ndoo bi saa yoo génnee nga seen ko location nga wax ko vidéo waaw ko which is very wrong léegi Boy, man dama am suma dégul ma léegi bés boo ko defutee wala bés boo ko faatee def Yeah. how do you expect the woman to feel déedéet xoolal sax moom daf ko def ba pare di expect jigéen bi mu def des waaye du ma la mënoon tontu si loolu because nekkuma ko di def ñi story la nekk di No, you are doing it. You are doing it. léegi yow da nga wax sa waaye bopp maa ngi am suma jigéen balaa du ma ko dee seen location balaa ma foog ne wala du ma dee seen location balaa ma foog ne am na keneen ku ma ko defal pour lan ma ko wax fii nii soo amee benn wax ko soo amee benn wax ko benn laa am baby I love you wax la Moussa na réglé. waaye comme lu ma la wax rek si affaire yi lifin naka la bàyyil bébé bi ngay wax xale yi. affaire yi trust bàyyil bébé bi ngay wax xale yi. suma baby la baax na. so affaire yi trust bi comme gars yi foog naa wax neen almost everything waaw gis nga nit ki bul di dugg si loo xam ne soowuloo always follow your instincts understand nga loo xam ne yaa ngi si am sikki saka ay ñaari xel bu si dugga parce que soo si duggee yow already yow sa xel bi mun na doon jone lii óolu ma ko de nga dugga si biir soo dangaa nekk di bàyyi xel te nit ki moom soo bàyyi xel by force di nga gis dara soo gisul dara sa seetaane mun na laa woon dara loo xam ne nekkut fa understand nga because of yow sa ñaaw njoota so moo tax it's good pour always sooy dugga si dara nga make sure ne yow xam nga si looy dugga and secondly
am na ñoo xam ne comme kii nu mu ko waxee xaw ma feebar la xaw ma la ñooñu da ngaa am sa jigéen sax comme nekku leen tuggee da waxtaan ngeen nii sax mu ne comme maa ngi suma kër yaay nii sax de nekku sa maa ngi suma kër yaay te foofu laa bëgg a eedu nii because dimanche la nii de nga commencé di xalaat da nekku si góor bi nekku si kii nekku si te nekkul foofu noonu. No, you have to just trust your partner. Thank you. Just trust your Après, si partner. dem na and ñëw that- na trust Okay, rek. last time is up. Last Yeah. section before we wrap up this vital conversation. Omar, the best thing about arguing for me is making up. te bëri na si kër yi ñoo xam ne ni jigéen ñi ñu ngi face silent treatment. jubóo. How do you think forgiveness play a role in love? Because man foog naa ne in every relationship or love, being family, being friends, being romantic, there should be what we call rule of conflict. The rule of conflict should be forgive and forget. Do not dwell past. Do not talk about things that took place in the past. Parce que bëri na si néegi sëy yi ñu waxtaan ba xuloo am différence ngay sulli li xewoon ay months ago. loolu noonu Yeah. dafa mel ni problème bu ees. yow nga xam ne keroog maa ngi la gis ngay xokk Aïssatou Camara. waaw. yow nga xam ne keroog maa ngi la gis ngay video call. stuff like that. Don't you think ne like forgive and forget ñaaka dwell past ñaaka bring about ups and downs you happen in the previous. In short, how do you think forgiveness play a role in? forgiveness Pape mun na ne. waaye am na ñoo xam ne tamit dañ dee forgive naa waaye fàttewuma. te muy dëgg because of man kooku laa góob koo xam ne baalal naa la de waaye fàttewu ma. waaye est-ce que kooku loolu mooy koo xam ne ski. waaw Omar man noonu laa mel. non Pape xaaral ma ñëw Pape man lu ma gëm daal man Omar nit du nax boppam. nit du nax boppam Pape am na yeneen issues yuy happen wala yuy transpire between yow ak sa jigéen. Pape it will be very difficult pour nga it will be very fàtte. difficult pour nga nga heal. fàtte. Yan pour ma nga si leen heal. baag suñu waxee forget xam nga lan la. mooy bañ ko bu ko suliwaat. loolu laa lay waxal. waaw nekkul fàtte memory lu dugga fi naka la moo loolu génn. laa lay Forgive waxal and pour bañ ko forget. indiwaat. forget boobu leen ñu wax ne loolu lañ lay bu waxal ko suliwaat. loolu lañ lay waxal. léegi yow da nga wax ne Bye, bye, forgive bye. mun naa am waaye forget mun ta am. waaw forget bi pour ñàkk ko indiwaat. bi ko xam nga lu xew. ñàkk ko indiwaat in the sense that ñàkk ko indiwaat fekk amul lu ko trigger. amul lu ko trigger. and you But heal as long as ne inside. am na lu ko Waaye trigger rek loolu warul xaaral na. ma ñëw rek as long as ne am na lu ko trigger rek muy society góor muy society ku nekk daf ko bëgg a use as a weapon pour xeexee ko loolu moom nit moo mel noonu in general nañu waxante dëgg waaye loolu warul na. nit lañ we are not perfect nit moo mel noonu nañu waxante dëgg Ibrahima nit moo mel noonu in general mun nga ko baalal nga fàtte ngeen move on but as long as ne am na lu ko xosi am na lu trigger loolu noonu rek bro it dafa becomes startaat new. it becomes new si man baalal boobu des na Omar. Ibrahima nit moo mel But noonu there yàlla are- rek kay baalale there are things yàlla that- rek moo mën there a are- baalale fàtte There are man things si that man we baalal boobu experience des in na. a relationship. You can forget, but it's very difficult to heal inside. thank you Verbal forgiveness bi mun na faa nekk. waaw But deep inside, we are still bleeding. I'm telling you And it's happening. And that's the reason why su problème bu ees ñëwee rek sa mind dem si loolu. yeah Because deep inside, probably da nga just moved on. But you are still battling. yàlla yàlla Pape xamee ma daan yàlla bu mu nekk ne da nga ko jàpp muy cheat waaw. bés bu génnee léet rek sa mind fa sa la mind jëm bi foofu la muy dem. bés bu la tàggoo sax maa ngay dem teg sax waaw, sa mind bi foog nga ne dafay jaar exactly. How does forgive and forget play a role in? mun ta ne Well, nit yi they have different mentalities. Some might tell you forgive baal naa la and fàtte naa la waaye fàtte wuñ. Okay, but man, I always believe that whatever happens in your life, it's a lesson for you to learn. Okay, in a good way or in a bad way. Okay, so forget bi mun nga koo baalal but forget bi loolu mun naa ñàkk a am because at some point àdduna la. Okay, ak lu mu munti dem kanam loolu dina nga am instance yi am te na la dal si kanam. Okay, na la fàttali ki loolu. Okay, but what makes you heal? What makes you learn? La moo tax tey you won't react like the way you acted before. It's because ba léegi mu ngi foofu. Okay, at some point it's just an experience that you will have in life. Okay, and I would always advise always forgive. Okay, but never forget because those are the lessons. Those are the stories that you will tell in the future. thank you Those are the stories that shape you to become Exactly. a better Exactly, version bro. of yourself. Like- Yeah. Yeah. It's life. Being it in a relationship, being it in life in general, meets a workplace or wherever it is. Okay, always forgive. Okay, because you didn't have del bala. But always time it. Never forget. Puru elek. Never forget. Nga janga. Puru elek. Never forget. In order for you to tell a story, because your story can change someone's life. dëgg
Okay, someone's story can change your life. So Especially if the always- stories are related to what you've Exactly. experienced in the past. Exactly. It becomes a lesson for you. It to becomes a learn. lesson And for you you. might even avoid it in the long run. Right. Father, Yeah, so come before forgiveness be man lu may wax moo nekk comme at the initial stage always nen mindful comme lan la ñoo def because soo demee ba gis ne ñu ne ok dem nañ ba jëmi jamono ma commencé di xelaataat comme things yu passé comme most of the time daf day nekk ne lu rëy la because comme petit things yi suñ ko fàttee sometimes daf day génn sa mémoire bi sax soo waxtaanee sa jabar mu ne comme defoon naa nangam sax daf day fekk sometimes fàtte nga ko because it's just a minor thing so moo tax at this initial stage foo nga war a bàyyi xel comme yow lan ngay def ba bu mu nekk loo xam ne loolu saa yu ko sa jëkkër xelaatee wala sa jabar xelaatee dafaa nekk loo xam ne pour mu suli ko dafa am pour fight ak emotion sam amoon na understand nga yeah so loolu is very important pour ñu bàyyi xel loolu noonu and the only time it is necessary pour nit nga suli loo xam ne passé na moo nekk comme is it exemple necessary? Or is it only not? time it's not necessary baaxul ngay suli Okay, the only time it Bibles is are necessary. Bibles. The only time it is necessary moo nekk comme mu dooraat jikko yoo xam ne mi ngi lead to Those lu mu defoon. similar thing. doo ekkati loolu exactly but mun nga ko won ne yow lii nga jéego yi nga jëloon ba tax lu happen mu happen noonu understand nga so why not You nga avoid. dog dat tànk yooyu noonu depuis léegi pour loolu bu mu happen because loolu soo happen ne mun na moo kosaat seen diggante sa Another jeexee problem. foofu That Exactly. makes sense. Ibrahim, in short, Wow, time is against us. waaw forgive moom feel naa ne doomi araba bu nekk war nga di jégal di jélale waaye forget bi man own mentality bu ma am si forget it doesn't mean ne danga koo fàtte completely bañ koo indiwaat man loolu laa believe in forget bi so moo tax ma ne danga war a forgive and forget mooy nga fàtte ko passé na bàyyi mu jaal Move on. comme bu ko sulliwaat man that's the mentality I have pour forget bi ok but man tamit dama dee wax ne forgive dafa war a sincere yow tey soo ma tooñee force da nga war a admit No, yeah. dëggu si yow ma mun laa baal xam nga understand but yow tooñ nga ma wax naa la ne tooñ nga ma but yow nanguloo admit sax wala yow admituloo ne tooñ nga ma sax Or And the then- or the or apologize is not sincere. exactly just because of ñun ñoo de ànd rek waa baala ma aar and then fekk yow defuloo ko like Ite. with good intention si man baalu aaxa boobu noonu forgive buñ laa defara du aaxa si xol xam nga understand so man balaa forgive bi de am feel naa ne da nga war a jël responsibilities of what you've done te nit kenn di ko tuutil feebaram nit mun naa ñëw mun na la ne booy da nga diggaat suma daala bi xam nga loolu nu mu toll si moom acceptal ne da nga diggaat daalaam bi nga jégalu ko but bul ko tuutilal loolu bul ko ne yow diggaat daala rek waa baalal ma xam nga loolu naka la day xootee kooku noonu so nit ku nekk ak sa partner comme li kii waxoon rek mun nga di def dara si yow du dara waaye si moom xit na is something loo xam ne comme tey rek yow for example yaa ngi liggéey ak tima soo wàccee rek nga xoog tima sa jabar mu ngi laa wax ne loolu bugguma ko but yaa ngi lii du dara xoog la rek ak yooyu but it's something loo xam ne mu ngi koo xoot inside so yow doo musa comme doo musa value moom bugga so feel naa ne rek forgiveness balaa moo am sincere apologies dafa war a nekk foofu noonu And accept sa mistakes yi and then kooku mun laa forgive ngeen mën a continue Omar, there's another problem that is really hindering us in our relationships. Being family, being self, being romantic, which is a very, very huge problem, pride and ego. So many people fail to apologize or admit their mistakes in their homes because of that thing, pride and ego. Tas na sëy yu bari, tas na diggante yu bari. Ndax nit war naa am pride and ego when it comes to mistakes parce que kenn mutut. loolu dafa xajut si néegi sëy xajut si diina sax ndax ñun suñu diina jàngal nañu ko képp ku am little pride yow amoo place àjjana thank you so kon loolu pride nekk na loo xam ne lu rëy la so wax nga dëgg nag sëy yu bari loolu moo ko tax because da nga gis ne paap ñeneen ñi ñu sëy tas sax soo leen laajtee lu tas sëy bi mënuñ la explainer Any genuine reason. Yes, yow because su la explainer yow sa bopp da nga wax ne Waaw. non doo ko mun a believe it wasn't worth it. exactly yeneen relationship yi tamit ñi ngee tas yoo xamee ne comme like suñ jëmoon toog ñu waxtaan rek mbala ku nekk wàccee pride am at that point in time rek di nga mun a gis ne things yi dina mun a like And ñu even fix ko even inside families, loolu laa nekk di explainer relatives or brothers Yeah. having that ego. yeah
to admit their mistakes. Yeah. Duma dem jégalu ko Yeah, because man duma morom. I know, right? And when you're actually wrong. Yep. man danga yoon nit moom kilifa sax si kër su nekkee yow da nga am pride yow xam loolu yow sa kër su nekkee da nga rëy yow xamuloo dara luy xew sa kër from sa jabar to sa doom yi because you don't have that relationship with them bi nga xam tey di nga mën a ñëw toog waxtaan ak sa jabar bi nga xam tey di nga mën a ñëw toog ak sa doom yi waxtaan xam si loolu leen bëgg si gaay luñ bëgg ok ak lan la gaay bëgg a nekk in the future and things like that and these are things that are really affecting us in a society okay especially ñun xale sax okay we are doing things to please our parents because of the pride te mënuñoo toog ñu waxtaan ak gaay because wax nañ ne lii lañ bëgg suma doom lii laa bëgg nga def lii laa bëgg nga def I don't want to know your opinion. That's quite interesting. Time is up. One more question before we wrap up this conversation, and it's very important, Omar. Gis naa ñu mbëggeel traumatise. Gis naa ñu mbëggeel sànka. Gis naa ñu mbëggeel ëlbati seen xel yi. How does love impact our mental health? Parce que am na ñoo xam ne amuñ sago si mbëggeel. What do you think about that? Yeah, before you close. Yeah, comme Pape lu ma waxoon rek pour man involuntary feeling la. Sometimes nekkul loo xam ne mun nga ko control. It's beyond your control. Because of ñeneen ñi depend na nit ñi naka la ñoo nobee. Am na ñoo xam ne tey Pape comme noo ko waxee lu tax love tàggaleel nag seen xel nekkut love bi rek but luñ invest si biir love bi ak what they have gone through journey bu gaay jël during that love. Why they not the benefit to them dara. Exactly. They sacrifice all ñeneen their ñi time, energy, sacrifice resources, ak seen family. abandon their family just to please you. Exactly. At the end of the day, you just end the relationship just gis like jigéen. that. And I think people tamit comme Olof Njaay lu ko defee who feels it knows it. Yeah. Man at some point duma dee blame nit ki because Ibrahima tey soo dundee sa love yow yaa xam comme mbëggeel bi lan la jaral. Bu ko ñàkkaloo fayda. Ay yow xoolal kii mbëggeel moo ko dof la wala mbëggeel moo ko just stress. You don't know what that person is feeling. bul tuuti la feebari nit. Don't tend to generalize moo people's tax Omar character. waxam bi tey mu métti ma gis nga xool lu foor la si doomi aadama nit soo buggutee nit bul ko comme bul si dem daal man believe ma nit nga day jël xooli nit di ko foyee comme Omar lu mu waxoon mu ne fii góor yu bari ñu ngi dugg si sëy because of am nañ agenda wala interest ak yooyu noonu góor ak jigéen yëpp. waaw mi interest ak yooyu gis nga love dafa garaaw de because di nga gis nit ki nga xam ne moom mu ngi am na sincerity moom mu ngi la bugga te yàlla tax and then yow mu leer na ne yow kii bugguloo ko yaa ngay foyee xolam bi loolu mun na moo rey nit ki so nit yi dañu war a bàyyi xel xam nga nekku ne love is just something lu ñoo foyee your last contribution. How does love? Because yow soo nekkutoon nit ku strong loo fi explain ni love la loolu example bi sax. dégg naa am na time sa doo daan wax ak kenn daan toog rek isolate sa bopp Pape daf doon toog rek toog. waaw yow dégg naa da daan yuuxu. toog rek isolate sa bopp yow tamit noo dee loofee dafa garaaw de da ngay joxe yëpp de exemple bi suma boppa laa koy jëlee waa dëgg la man moom pour contrôler suma xaar waaw yow dégg naa da nga teel a jooy waaw déedéet jooy fan déedéet du ma dee jooy bàyyil gaaw waaye xam naa ne moom bugga moom dama dee bugga su ma buggee moom dëggal dof la understand moo tax fu mu nekk nii right now nii dama dee protect suma doo maa si relationship bu baax waxal ndànk de comme ngeen seetaan waaye the thing is waaye the thing is du wax tur moom doo ko fi dégg the thing is comme gis nga bu ma demee ba amoon that heartbreak so gis nga toog naa for almost 1 year plus comme du ma dee bugg a jigéen comme su ma gisee jigéen sax comme lu mu rafet comme before loolu di ma dal nu ma daan gisee jigéen mu nice ma ne waaw kii nice na yow mi faade Ali Baba Kumba Naar xamante nañ faada boy bu leen ma dugal emal nga ne nag day gis lan loolu yëpp la yow Omar Lo yow faada before the heartbreak waaw before sax ma doon nekk into that serious relationship waaw dama daa mën a gis jigéen mu romb mu nice mu am all the qualities yu ma bugga all the features understand nga ma ne hii ndoo bi nee na de
yaa ma feel wala ma am feeling ni jigéen sax yaa ma feel but gis nga ma demee ba get into that relationship ba that thing lifin ma loolu daf ma comme traumatise da nga daan gis lu baax sa bët yi du gis. loolu thank you very much dama gumba woon si jigéen su ma gisee jigéen suma broda laa ko dee jaawale trust me su ma gisee jigéen am ko dee comme suma broda all of them were like brothers to me because du ma dee mun a am sa feeling ko amul for 1 year. almost a year waaye ma ne trust me xam nga uy ma down there si suuf fii moo ko dee contrôle sa fii nii su nekkee ne joxut la ne ok lii la trust me loolu du lifin lu ma bëgg a understand comme emotional feeling baa fa nekkatut ndax yow thank you that's what I'm saying man loolu laa nekk di because I was so traumatized man emotionally man dama dee woon already si love comme mënutuma boy Pape Jegale. No, good job. Pape Good Jegale. job. Ndeysaan. I think this discussion need another day. I think we can't cover it up because time is against us. It was quite a very interactive and educative thing. Xam nga Omar ak Ibrahim tey moom seen jàkkaarloo bi baax na ak suma xale bi Fada tamit story mi du jeex. Abake mo sa boy bi moom love story mi di jeex. Well, just final words before we wrap up. Ba ma doore si suñ doy bi. Yeah, Yang tàggatool ak sa jàmbaar of the week before we close. yeah, di leen jaajëfal si plateforme boo leen ma jox ni tey I'm really grateful and I'm really honored to be here with my brothers. Okay, my mentors. Yéen daal almost. Dégg naa saa moo la nekk di tette nag Omar. waaw Omar. waaye jëlal bul jël si tànki 23 bi nag boo dafa bëri. jëlal si 60 wala 3 years rek. no problem. ma tegul waaw so ma ko jaajëfal bu baax dina wax jërëjëf di gërëm suma yaay. Suma sister si. Mommy's boy nga or daddy's boy? Mommy's boy. Mommy's Well, boy. I was daddy's boy. Now you are mommy's dream child. Di gërëm suma papa yal na suuf seeda si kawam. Suma sister si and everyone dina wax ne jërëjëf nga ci ngalaama and yeah suma jàmbaar of the week suma yaay laa ko jox. So she has always been there. She's more than a mother. Suma best friend la suma everything. So yeah. yaa booy ñu ngi lay gërëm. mi ngi ma ne. wax ko si Joola. ma ko si français. waaw. Je t'aime. Tu parles français? Oui, je parle français. Maman je t'aime maman. Ah oui. Oui. On vous aime. waaw wax nga yëfi yaay rek suma xel dem si suñ boy bi Omar yaayam dafa jógee Amérique mère bi daf ñu daan seetaan. Isin na leen gift lii ak seen gud yaa booy ñu ngi laa wane kontaan nañ si yow gis nañ support bi gis nañ love bi ñu ngi laa gërëm di la sant Omar dañ am soppe yu bëri Amérique dafa dem ba Amazon ndeysaan suñ tur mu ne campé bi laa jëndal ñi Ali Baba si Johnson ba si Johnson bi Gore pharmacie fexe ba Amazon doon dikka rek. Omar bu ñu jooy la maa ngi boy non lu ma miin dañ am i soppe biir Washington Saibo Size waa Kanifing Estate la daf ñu dee seetaan all the time ñu yónnee nag waaw suñu wéef number bi Pape bro su dee yaa ñoo seetaan wayaa ñun nag ñun ñu ngay wayaan waaye xoolal am neen wéef number yee Omar tàggatool waa Pape maa ngi laa jaajëfal di wax ne man moom soo toogee si fii man dama dee kontaan di gërëm boy si di wax ne topic bi am na solo at least xam naa ne luñ bugg a waxtaane yëpp xaju fi time bi daf ñu xoj di jaajëfal ñëpp di wax ne tamit su fekkee wax nañ fi anything luñ warta wax Pape ni ngay jégal so matuñ so i nit rek lañ pour ñoo bugg a waxtaan ak askan bi comme ñu ko doon defee ndax ñoo leen ko diggoon so moo tax bëgguñ toog waxtu bi jot amuñu leen jox so ñu ngi leen jaajëfal di jaajëfal bépp sëykat Pape sa maas yi ñu takk jabar di ñaax fii man rek a fi am jabar dina waaw boy non Moussa mi ngi si la Moussa depuis 3 months ago mu ne 3 months 1 month ago nga ne ma fii ban 1 month yow da nga looy waaj lan la non dañoo ndogu si weeru koor bi de non ndogu weeru koor moom dafa mënoo takk weeru kon man moom maa ngi sa ginnaaw de. Omar man ragal naa Ibrahima njëkkal leen a tag ragal naa Ibrahima njëkkal leen tag man dooli leen ma ñaan baba nag ngoroon baakee moo nag dooli leen ma ñaan suñ coordinateur bi nag baakee moo nag xam naa ne daal Moussa right now moo sës baakee moo foog mu yóbbu ñu kuddaak nag ñu dem baakee moo suba dëkk Omar sa jàmbaar of the week suma jàmbaar of the week Pape maa ngi ko jox sëykat yi xam nañ ne Pape sëy yombut yombut man jigéen laa ko jox jigéen bépp jigéen bu nekk ne yaa ngi sëy
yaa ngi dunda bànneex si sa biir néegi sëy oo yaa ngi dunda any difficulties su fekkee yaa ngi dunda difficulties yàlla na ko yàlla soppil bànneex su fekkee yaa ngi dunda bànneex yàlla na law ba faw amiin yaa rabbi. Pape jërëjëf. Thank you very much, Omar. Ibrahim, you made mention so many vital and key points as far as the discussion is concerned. I know love is your area. You are a lover boy. What's your final conclusion with regards to the topic? What's the message you want to send out there? And who is your Jambar of the week? waaw Pape waxtaan bi am na solo te feel naa ne laal leen place bu bari comme ni nga ko waxee rek suñu waree waxtaan about love duñ fi jógee but one thing lu ma dénk askan bi rek moo nekk love na commencé si sa boppa self love mooy boo xam ne boobu laaluñ ko sax mun naa wax but moo war a nekk foundation bi because yow da nga war a bugga sa boppa first nga bugga sa boppa su ko defee nga soog a bugga anything wala anybody that is attached to you okay suma Jambar of the week nag maa ngi koo jox anybody koo xam ne believe na real love am na ñu ko gëmul nag moom Omar bokk si. ñu ko gëmul nag moom Mbaa ñu ko gëmul moom bokkuloo. waaye yaa ngi sànni Omar Kaddu de. bu muy wax dama déglu yaa ngi sànni Omar Kaddu de. Omar gëmul ñu fi love de. Omar xolli arab la am. képp koo xam ne gëm na ne real love am na mooy ñi nga xam ne dañoo joxe real love jox naa leen Jambar of the week képp koo xam ne gëmul ne real love am na wasalaam. su ma yoon nekku si na waaw man xaw ma dara mu ko joxe am joxewu joxewuñ. waaw yow Jambar of the week. who's your Jambar of the week? waaw loolu laa wax ma ne anybody koo xam ne gëm na ne real love yow gëm nga real love am na bu baax man kay maa ngi koo dund. Jambar of the week koy maa ngi koo dund. man ñeme naa taxaw fii naan real love am. ma demee ma reer. Fada man ma gàttal ko Mr. rek Indian love. ma gàttal ko bu rek gàttal bi rek. waxtaan bi moom am na solo lool comme ni ma ko dee waxee rek so am nga ñun Kampe Jambar ñun always comme suñ fi toogee duñ dee waxtaanee loo xam ne ñun suñ biir rek la mu happen but lu dee happen everywhere te loolu dafa nekk topic boo xam ne it is so important every day ñu wax si dañ si jàngee mbir bu ees so ma emal ko foofu rek ma joxe suma Jambar of the week ma ngi koo jox suma waa kër ak suma sister bi koo xam ne mi ngi sëy démba la si Aïssatou Gassama moom moo nekk suma Jambar of the week di ko ñaanal yàlla sëy bi barke yàlla na si yàlla def ga am njaboot yu bari te barke yu dunda si yooni islam yooni siratal mustaqim te Aïssatou xam naa ne true love moo tax mu dugg si sëy ko war a takk doo jeex na yaa ngi tim true love Thank you very much. Okay, I think it's time is up. Man, my final words rek moo nekk ne Rome was never built in a day, Omar. dëgg it And the journey, the road to success is never easy to navigate. navigate It is dotted with obstacles and circumstances beyond our control. And when it comes to love, satisfaction, mënuloo ko am 100%. Sometimes mu neex, sometimes du naxadi. There are moments that you live that you remember forever, but there are experience also that lingers in you forever. But whatsoever might be the case, you just need to believe in yourself, believe in your destiny. Nga mën a adapt to the current situation. Say neexut, friendship neexut, léegi-léegi nga build friendship mu yaaxu, léegi-léegi family mu yaaxu. Waaye ak lu mu si mënta demee rek nit damal ak faith, damal ak calmness, damal ak xel ak xalaat. Parce que lu gën a jafe si àdduna o lu gën a métti mooy nga def looy rëccu ëllëg luñ lay xoolee. te bëri na si néegi sëy yi bëri na si kër yi bëri na si diggante yi jëf yoo xam ne ni ëllëg di nga ko def tey ëllëg nga rëccu ko. and the best way to avoid that moo nekk nga dem ak sa xel nga dem ak sa sago. ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wax neexut ay xale leen gis neen dooleel bi Omar gis neen feedback si gis neen messages si gis neen opinion si ñu ngi appreciate everything. We are just trying to be better. Here is the Kampe comme niñ ko dee waxee rek no man is perfect and no man is an island. ñu ngi fas yéene rek di ñëw di waxtaan ak yéen pour dolli si askan bi lu mel ni lii gëj naa am si dëkk bi so ñun ay youths leen nekk doomi dëkk bi di try pour contribute towards the development of this country and the best way is to gather here to give our opinions and concerns su dee wax neen fi dara loo xam ne ni waruñ ko wax ñu ngi jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp Omar di ñaanal ñu tëdd si lopitaan yi yal na leen yàlla delloo si seen kër yi ñu nekk si prison yi yal na leen yàlla delloo si seen kër yi ñu bugg a jabar amaguñ ko yal na leen ko yàlla may te suñ leen ko mayee yal na leen jikk yàlla barkeel suñ waajuri Omar
kenn du suñ parents ñooñu tete ba mu ñu mën a toog fii tey di wax kon suñ papa yi ak suñ yaay yi di ñu seetaan ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen di ñaanal suñ technical team bi ñoom tiima amuñ seen fay borom birthday bi happy belated birthday ñu ngi laa ñaanal suñ coordinateur bi tey tamit toogul su table bi waaye mu ngi fi ñu ñoo déglu baakee moom wala tooñaati di nuyu docteur Badji Ismaila I kid you not let's pepper them with excellence doc nekkul la fi waaye ñu ngi laa nuyu di la gërëm di nuyu sa jabar di leen dig daje ba beneen yoon di nuyu suñ ñu naka la tubaati sax Ibrahim executive bi tey dama nekk di call dama jógee tukki ñëw Ibrahima boy call na ma 8 times Pape ñëwal te dama ko doon layal de waaye because of his efforts comme loolu moo nekk team dang you always need to push each other because I was feeling very lazy very tired but because of his desire because of his efforts today we are here so Ibrahima ñu ngi laa wax ne noonu la rek waaw puusal rek kontaan nañ si yow di la ñaanal soxna su baax ku gën si yow wasalaam